sax ci dox ko ma mbégte di fi dalal tey ñaar ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla war nañoo mën a gindi nit ñi gindi bi mooy wax fi xam-xam joxey tegtal ak jàngat li nga xam ne nii moo ne ci àddina bi sama ndeyjoor ma tàmbalee ko muy docteur Assane Diop di président syndicat des pharmaciens privés du Sénégal docteur est-ce que dafa ëmb rek ñi yor pharmacie yi jaay garab yi nga xam ne bu ñu ko soxlaa ci ñoom la ñuy dem dalal jàmm. waaw jërëjëf Ablaye maa ngi nuyu docteur Soxna di ma bokkal plateau bi di nuyu ñu ni déglu waaye sama kàddu bu njëkk day doon kàddu rendre hommage personnel de santé yi masawu leen Sénégal ak beneen dëkk monde bi yëpp parce que li ñuy daj fan yi jéggi na dayoo mais. seen xam nañ ni seen liggéey la te ñu ngi ciy def lu ñu mën pour def ko ni mu ko gënee syndicat des pharmaciens privés dafa ëmb képp ki nga xam ne yaa ngi yëngatu ci mbirum garab mais nekk dans le secteur privé maanaam ki defar garab bi ñi ñuy tuddee grossiste répartiteur ñi koy stocké en gros war ko joxaat pharmacie pour ñoom tamit ñu mën ko jox population bi ak pharmacien d'officine yi ak ñu nekk ci laboratoire di pharmacien di defar di nekk dafay analyse médicale donc syndicat bi daal ñoom ñëpp la ëmb ñu ànd ensemble pour liggéey joxe suñu contribution ci santé Sénégal. filière garab bi yëpp kon ñoo tënk foofu ci syndicat pharmacien voilà sama ndeyjoor bu ma sañoon ni bu doon yeneen i jamono la ma ne docteur Raoult bi lëmbee àddina bi mu ngi nii toog sañ naa ko ndax lu bari boole na ko ak moom. cosaan moo ci njëkk ndax docteur Raoult kat mujj na ñoo xam ni ndeke fii la fekk baax waaye loolu taxuñoo wax tey docteur Cheikh Sokhna dalal jàmm ma door a ñëw ci sababu sa teewaay fii nuyoo ak mbokk yi. jërëjëf Ablaye Cissé. ci présentation bu gàtt rek bu ñu nee paludologue nga xëy na xel yi day dem ci paludisme. xeex jàngoroy paludisme te lu bari jàngoro ji nga xam ne moo lëmbee àdduna ñu méngale ko ak sibiru paludisme boo ko waxee mu gàtt ci ñenn ñi. ñu méngale ko ak sibiru boo demee dëkk tubaab ñu ne grippe la grippe mooy sibiru rek ci ni muy duggee ci nit ni mu lay def ni mu lay loree waaye nag docteur Sokhna li tax ñu am mbégte nga teew fii àdduna bi tey dañoo jël seen yaakaar yépp wékk ko benn kàngam bu ñuy wax DJ Raoult boo xam ne nii fës na ci àdduna tey fës bi du dafa inventé dara ñu wax ko inventé wul lu bees waaye moom moo njëkk a gis ni lii jaaxal nit ñi kat pexe maa ngi fi. xëy na moo ko njëkk a gis pexe mi di mooy xeetu tur yooyu yu barbar yooyu soxlawul ma ciy dem yow di ñu ko faram fàcceel mais li tax sa teewaay am fi solo mooy pexe boobu mu lal Sénégal tey mu ngi koy jëfandikoo gis ngeen avant première bi ñu leen defal avant suñu émission bi di jàll ci édition spéciale bi am 20h45 ñu fiy dalal directeur service des maladies infectieuses docteur Seydi ci bu 20h45 jotee xam la na ni tey Sénégal dogoonoo ci jëfandikoo ci wax ju gàtt ni waa kinin boobu nga xam ne moom la sénégalais yi xam docteur Sokhna pexe boobu li tax sa am sabab ak yow DJ Raoult parce que da ngeen a bokk institut de recherche boo xam ne nii fa ngeen di chercher yéen ñëpp ñu bëri dañuy wax ni mooy seen chef waaye baax na ñuy leeral mooy directeur ba waaye na mu nekkee chef unité nga nekkee yow mi chef unité yow tamit donc ay kàngam ngeen mais nga wax ñu naka la xalaat boobu sosoo ci moom ba mu siiwal ko ak est-ce que liggéey nga ci ak moom. maa ngi lay gërëm Ablaye di la sant si occasion bi nga ma jox pour ma waxtaan ak waa Sénégal ak seen téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu aussi personnel bi gis naa ne ni ko docteur Assane Diop waxee personnel santé bi Sénégal sonn nañ. waaye yaakaar naa ne personnel presse bi aussi sonn nañ lool parce que dugg naa dem naa ci plateau yi gis naa ni ñuy def yéen tamit am ngeen vraiment jaajëf bu baax. merci di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala rek nga xam ne lii xam ne tamit si ay musiba la bokk bu parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañ gëm nañ am na lu ñu gëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu teggi ko nu mu ko gën a gaawee bakkan yi si faatu lu mu gën a tuutee daal. moo gën ñoo koy ñaan bi nag bu weesoo. dañoo war a takk suñ tubéy nag liggéey moom si la bokk waaw te loolu moom suñ borom moo ñu ko digal si téerim bu baax boobu di alxuraan yaa ngi wax ne man paludologue laa effectivement sama thèse 2000 si paludisme laa ko def sur les médicaments antipaludiques mooy médicaments yi faj sibiru chloroquine si la bokkoon ak amodiaquine mais depuis boobu
dama aussi continuer parce que xam nga sibiru comme ni nga ko xamee rek Sénégal wàññeeku na bu baax a baax. xam nga léegi maa ngi gis chiffres yu mujj yu ministère de la santé programme national de lutte contre le paludisme léegi prévalence bi sax léeg-léeg du mat 1%. si yenn zones yi ñun am na zones yi ñuy liggéey yoo xam ne amatul. mais man depuis boobu dama continuer di travailler ce qu'on appelle les maladies fébriles mooy feebar boo xam ne rek day yaramu tàng da koy joxe déjà loolu sax si laa defee sama HDR mooy habilitation à diriger des recherches à l'université de Marseille en 2014 te Didier Raoult bi nekkoon na si jury bi donc maladie avec spécialité maladie infectieuse et tropicale donc loolu dama ko doon préciser rek pour nit ñi xam. C'est important bien sûr. waaw léegi chloroquine bi moom xam naa question bi li nit ñi posé mooy pourquoi la chloroquine pourquoi lu tax feebar bu bees boo xam ne kenn xamu ko ñu ne garab boo xam ne am na 70 ans yàgg na loolu màggat na ba kenn bokk bi daas ñu ne moo koy faj xam naa nag loolu moo jaaxal nit ñi. waane dama bëgg wax ne chloroquine ginnaaw feebar bi muy faj feebaru sibiru bi muy faj maa ngi lay fàttali tamit Abdoulaye que chloroquine dañ ko bàyyi Afrique yu bari pour du faj feebaru sibiru bi nga xam ne moo ëppoon mooy bi xam ne mooy ñuy wax Plasmodium falciparum. mais am na yeneen pàcc Afrique yoo xam ne ak yeneen pàcc Asie yoo xam ne dañuy utiliser chloroquine ba léegi parce que dafa efficace sur benn paludisme bu ñu tudd Plasmodium vivax. dañ ko koy boole ak beneen garab bu tudd primaquine loolu dama koy fàttali rek pour nit ñi xam ko donc chloroquine boobu am na infectiologue yu bëri yoo xam ne ak virologue yu bëri yoo xam ne utiliser nañ ko pour yeneen garab. di jërawat bi ñuy mujjee waxtaan ci staff bi ñu def staff technique bi ñu def émerging nañ ko tuddee dafa wane ne moom sur 4000 malades mooy juróom ñeenti junni ñu feebar. ñoo xam ne dañu am ay jàngoro yu ñu tuddee des bactéries yoo xam ne jàngoro yoo xam ne ay doomu jàngoro yu ñu tuddee maladie bactéries intracellulaires bactéries intracellulaires yooyu dañu bokk ak virus yi mooy doomu jàngoro bi joxe coronavirus dañu bokk ni ñuy fàggagaale doomu àddama si biir organisme. bu duggee seeram ni muy def ñoo ko bokk. moom nee na am na si expérience boobu bi mu si amee expérience boobu loolu la ne moom chloroquine vraiment am na si expérience xam nga ne ku faj 4000 malades. ñeenti junni ay malades am nga si expérience moo tax mu ne dafa bëgg jël chloroquine boobu essayé ko parce que gis na ne chloroquine bi li muy def si doomu aadama mooy boo ko joxee nit pH bi xam na laa ko mën a waxee wolof mais acidité bi. mooy sa organisme bu amee acide da koy yokk bu ko yokkee. réplication virus bi maanaam virus bi doomu jàngoro bi ni muy yokkoo di multiplier wu di jur da ko koy faagagal donc moom si ak boobu théorie la tegu deuxième théorie bi mu tegu mooy comme coronavirus maladie virale la boo jëlee lu mel ni sida noonu lañ koy traité xam nga sida amul garab dañ naan dañuy wut andi garab boo xam ne li ñu naan charge virale bi maanaam doomu jàngoro bi day wàññeeku dañ koy wàññeeku bu baax bu wàññeekoo bu baax nag du mën naa bañ a wàllaate ba pare du mën a nekk réservoir donc si loolu la tënku pour jël chloroquine essayer ko si malade yooyu. mais docteur xam nga virus bi bu bees la. waaw te dañoo wax ni jamono bi nga xam ne ni mu ngi koy gëstu chinois yi ndax ci seen dëkk la yëf yi xewee woon ñoom rek ñoo amoon accès ci données yi waaye dañ ko doon partager ak communauté scientifique bi. moom xëy na dafa jiitu. ci li nga xam ne mooy conclusion yi c'est-à-dire bi mu gisee li nga xam ne moom la chinois yi partagé ak ñoom mu gëstu ko ne lii de jarul ñuy topp yoon wi di topp yoon benn par benn dinañ perte temps lii ma gis nii lii moo koy faj ci lan lay wékku ba mu jëmale ko ci chloroquine. xam nga Ablaye boo xoolee IHU bi ni muy doxee. expliquer ñu ko. nu muy doxee. boo IHU Méditerranée infection. bi nekk Marseille. Didier Raoult mi ngi ko créé. 2016 2017 la commencé ubbeeku. mais dinaa la wax loo xam ne am peut-être dina la xaw a jaaxal xam nga chinois yi kañ lañ ko créé ñoom. IHU bu mel noonu 2003. donc 2003 les chinois yi créé IHU bu mel noonu xam nga particularité IHU bi lan la mooy benn bâtiment la bu 22000 mètres carrés c'est-à-dire bâtiment bi il comme ni ñu def ci hôpitaux yi maanaam malade yi nekk fii ñiy faj nekk fii ñiy joxe garab yi nekk fii ñiy gëstu nekk fii. administratif yi nekk fee. administratif yi nekk fële boo demee ci laboratoire bi yóbbu sa deret ñu jox la ngeen nekk fii assistance sociale bi nekk fii ngay dem bâtiment dugg dem ak ñëw dafa jël ñépp boole leen ci benn c'est-à-dire da ngay dugg ci IHU bi boo duggee
boo duggee rek ne dama ñëw pour faju rek ñu jox la benn ticket booy jàll rek am na benn caméra thermique buy xool sa température boo amee fièvre kii rek ñoom nuñ la fuñ la teg en attendant di xool ndax lu tax nga am fièvre bi ban doonu jàngoro la doonu jàngoro nga am boo paree dugg soin bi yaa ngi clinicien yaa ngi fa infirmier baa nga fa lépp baa nga fa bu ñu jëlee sa prélèvement dañ koy teg nii si benn chariot mu dem dugg si laboratoire bi laborantin bi avant muy kii clinicien baa ngi wax ak yow bu fekkee ne dañu war a jox garab ñoo ngi koy waxal ñoo ngi koy xool bu ñu la walee rajo poumon lu ñu si war a def yépp si biir lay nekk ba nga xam ne soin bi diagnostic bi lépp dañ ko boole si benn tënk te ñun ñëpp ñooy bokk bureau man sama bureau 7 professeurs ñoo fa nekk ñun 7 professeurs yi ñoo fa nekk. foofu ci Marseille si biir Marseille benn bureau open space lañ bokk amul bureau diw bureau diw donc benn comme seen salle bi ñu toll lañ teg bureau yi open space comme ça pour moom di rawat ñëpp dañu war a bokk bureau di xoolante di gisante comme ça ñuy xëccante xalaat ku càng tànne diw ak diw donc moom noonu lay def étudiants yi salle bu ngand ñaar benn salle bu mag étudiants yëpp la boole boo déggee IHU bi il y a 23 nationalités il y a 132 étudiants de toutes les nationalités donc brassage boobu la ba pare di jaraw ni muy def xam ne tax mu njëkk gis gars yi chinois yi moom saa bu xëyee ku nekk si li ngay liggéey maanaam ñi liggéey si coronavirus ñi liggéey si malnutrition yow kii di liggéey si microbiote respiratoire kii di liggéey si microbiote digestif kii di liggéey si éthique ku nekk da la jox ay journaux yoo xam ne dans le monde nga yaay def sa revue de presse chaque jour di ko xool donc lu génn ak lu mu gaaw la nga koy gis donc noonu la def gis publication bi te man li ma lay wax nii gis publication bi muy génn chinois yi xam nga ñu ko bindee chinois lañ ko bindee benn abstract bi li ñuy wax abstract mooy résumé bi rek lañ bind en anglais li ci des en français la mais da ko jël woo benn étudiant chinois bu nekk foofu mënu ko traduire la ñu lim traduire ñu jël ko dugalaat ko Google traduction pour wax ne la dëgg la ñu soog ko def en staff pour discuter si loolu man ba ma fay jógee booba commencé guñu parce que man maa ngi fay jógee le 11 février ba ma fay jógee 11 février boobu commencé guñu def traitement bi mais bokkoon na si li ñu doon waxtaan en staff pour ne dañuy def traitement bi d'ailleurs sax bi ñu koy wax bi ngi naan man je me rappelle très bien bi ñu koy waxtaan mi ngi naan de toute façon la chloroquine moi je suis né au Sénégal lekk naan naa si ba tey mais Cheikh est là je suis convaincu que ne doon nañ ko chloroquine ba léegi donc là toute la partie chloroquine safety xool ko donc c'est comme ça noonu lay liggéey moom. moo tax boo fa nekkee. il faut nga liggéey. docteur Cheikh Sokhna bu ma sañee ne kàddu DJ Raoult la fii ci plateau bi parce que c'est très important ñu koy waxtaane tey DJ Raoult mii ngeen di gis xëy na moo nekk ci yoonu sauver àdduna bi xamaguñu nag muy mujjee. waaye ci yoon boobu la ñekk ndax Sénégal ci boppam suñu dispositif nangu nañu ko tey professeur Seydi xamle na ni tàmbale nañoo faj malade yi nga xam ne ñoom la ñu yëglu te muy 130 cas contaminés yi ku ci sa yaram nangu chloroquine bi dinañ la ko fajee donc ñu am ci yaakaar walbati ko ci suñu pharmacien bi docteur Assane Diop bi ngeen ko déggee dinañ ñëw léegi ci yeneen ak yeneen mais comme lii moo mujjee bi ñu ko déggee dañu gis ni sénégalais yi dafa mel ni ñu bari dañu doon fàttaliku ni waa kin bi bari dem wax nañu di jënd famille yu lépp loo xam ne kiniin la ci pharmacien yi est-ce que lu leen remonté la yéen ba ngeen xam ni sénégalais kat ñoom dañoo dégg teel rek yaakaar ni foofu la di ko jëlal seen bopp te ñuy wax ni kenn waru koo administrer sa bopp lu dul kër docteur moo xool dayo bi nga war a jël nu mu toll dosage bi est-ce que lu ngeen remarqué la ba xëy na tey autorité wu réew mi ne leen lu ngeen ci amoon ci stock defe naa noonu la ngeen dénk leen ko. dëgg la waaw lu ñu seetlu la comme ni ko ci waxee bi mu commencé nekk ci journaux yi rek ñu ciy wax nit ñi dañ commencé dañu ko laaj mais foofu tamit dañuy préciser que chloroquine bi niñ ko xamee woon pour faj sibiru bareetul woon ci pharmacie yi. lu tax bareetul woon parce que depuis 2002 docteur Sokhna wax na ko léegi Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ne dañ fi maanaam arrêté woon kenn dootu fi woon jëriñoo chloroquine pour aar sibiru ak pour faj sibiru parce que ñaar yooyu la doon jëriñ. doon lañ ko jël pour aar jigéen warul bi xale bi ñun ñëpp bi nekk xale bi su nekk bu nawet jotee ñuy subateel bu ne ñu jox la benn comprimé. mais bi ñu gisee ne résistance bi mi ngi bëri
ñu ni lii bu yàggee xëy na dina indi problème ñu arrêté ko bërki dem rek ñuy waxtaan ak waa laboratoire Médis bi tudd Médis tey te tuddoon Sanofi bi année boobu ay 2002 ay millions de tonnes de doses monde bi pratiquement Afrique am nañu ko lakk parce que dañ dem ba saa OMS ni déedéet bu leen ko utiliser ti donc mu am nag beneen bu ñuy tuddee hydroxychloroquine ba mu ñu koy jaay ci pharmacie ci turu yu bëri pour bañ def ko publicité moo tax duñ ko tudd mais hydroxychloroquine boobu moom dañ fi nekkoon pour maintenant ñi nga xam ne ñu ngi am ay maladies inflammatoires chroniques muy rhumatisme du lupus du lucite ñooñu war ko jël mais sur prescription bi ñu nit ñi ñëwee nag commencé ko laaj ñu gën a farlu mooy déedéet doo ñëw ma am ci ñetti boîte ñetti ma jox la yëpp nga dem même borom ordonnance mu ci bindee ñaar wala ñett nañ ndaxante ba jox nit ki benn pour ñu xam ne am na ñeneen ñu ko war soxla suba donc loolu am na mais ñu jàpp ne chloroquine boobu ñu xamoon comme ñu tuddee ko niwaakin amatul woon presque ci pharmacie te hydroxychloroquine bi moo amoon ñu koy utiliser dans ces conditions là moom la ñu obligé di ko joxe que sur ordonnance avant nag comme ni nga ko waxee léegi nguur gi di décider pas ci pharmacie yi mais grossistes yi mooy ñi moo xam léegi ñooy stocké garab yi en gros ñoo koy importer wala ñu jëndee ko localement di ko jox pharmacie yi stock bi nekkoon foofu la leen nguur gi laaj pour ñu mën jël en charge lii nga xam ne mooy ay doomu aadama yu tëdd tey feebar ndax Covid 19 bi te ñu jàpp ne mu leer sax laa mën a wax ne hydroxychloroquine bi dina fexe ba ñu gën a gaaw a génn ci feebar bi. dañuy wax parce que aussi sénégalais yaa ngi seetaan di ci déglu du caagan nit ñi waruñoo naagu. ne am nañ solution bi rek feebar bi jeex na defe naa ni docteur Sokhna buñ ci dellusiwaatee tey lii docteur Raoult génnee ba Sénégal xuus ci yoon bi du Sénégal rek nag baax na ñu koy wax. Amérique sax président ba nee na lu mu mën dara ko commandé ci produit yi. laboratoire bi koy defar xam nañu ko la mu wax ni loolu la ci yor ci stock ci ne woon France bis bu ngeen joxee ndigal. li ñu yor ci stock toll na ci nangam. ñetti téeméeri junni ak juróom fukk mën nañ ko joxe waaye mën nañoo lancer chaîne de production yi rapidement loolu dinañ ci xam dara est-ce que dafa tekki dëggantaan ni tey am nañu lu koy faj ak it li Sénégalais yi bëgg a xam mooy est-ce que luy faj la maanaam ci curative la wala boog mën na doon préventive est-ce que luy jëriñ nit ñi la pour fàggu pour virus bañ leen a dugg wala boog bu la duggee moom lañ lay fajee. juste rek avant ma jox la ay information que ne man bi ma mujjee xool site bi ñuy wax clinicaltrial.gov mooy xam ne site bi nga xam ne si la ñuy registre mooy enregistré clinique essai clinique yi xam ne dañuy respecté li ñuy wax good standard yi internationaux yi 7 pays juróom-ñaari dëkk def nañu ay essai ñoo ngi def essai clinique États-Unis junni ak juróomi téeméer Chine ñaari téeméer ak ñaar fukk Norvège ñaari téeméer ak ñaar fukk ak Mexique ak ñeneen bokkut ak ñi nga xam ne yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom defuñu essai clinique dañ ko commencé joxe. autorisé nañ ko comme France autorisé nañ ko mais France bokk na ci benn consortium bu mag boo xam ne Union européenne ñoo ko def ñu ngi ko tuddee Discovery. boo xam ne dañ ci boole tous les pays européens pour ñu def ay essais cliniques France par exemple am na ci 800 malades yoo xam ne dañ koy testé bokkut ak donc comme li ma la wax dëkk yi nga xam ne ñoom xaaruñu essais cliniques ñoo ngi koy donc loolu boo ko jàppee rek nga yaakaar ne espoir am na parce que ci loolu lañ ko teg même bu fekkee ne résultats yi dañ ko teg ci résultats yu Chine ak yu Didier Raoult mais comme ni ma leen koy waxee rek ñaari opposition la mooy ñi nga xam ne dañu bëggoon yëf yi jaar yoon ak ñu bëgg accélérer mais je pense que du sax ñaari opposition mais ñaari stratégie complémentaire sax la parce que boo nekkee ci guerre da ngay gaaw moom la Didier Raoult wax moom nee na comme on est en urgence sanitaire lii baax na même bu nombre bi tuutee nañ ko essayer continuer di dem ñii nekkat ne bu ñu yàkkamti nañ def nànk nañ xoolaat mais yëpp boo ko boolee yaakaar naa ne war na mën a joxe ay résultats li ma mën a wax nag ci hydroxychloroquine bi wala chloroquine bi wala nivaquine bi pour le moment
amuñu benn pour nag garab bi ma lay wax pour doomu jàngoro bi. mooy coronavirus bi amuñu benn résultat sur ñu jël ko pour prévention. amagut moo tax maa ngi siy profité comme ni ko docteur Diop waxee que ni automédication moom nañ ko bàyyi. moom ku jënd chloroquine tamit kenn jëlal sa bopp. waaw ku ko jënd tamit mën nga koo denc di xaar bu ñu nee ëpp dañ def prévention nga jël ko mais pour le moment. kenn waru ko jël te amul encadrement sanitaire donc pour le moment même sax bu xel nangoo jël ko parce que dañ ko daan jël si mbiru sibiru te du fekk doo am dara mooy ni ko docteur Diop waxee da nga naan yeewu bala ngaa dem école ñu jox la benn garabu comprimé chloroquine nga naan ko mais loolu si sibiru lañ ko xooloon te loolu. mais justement sibiru loolu ngeen wax c'est très important li docteur Assane Diop wax sànq ñu ñëpp ñu koy fàttaliku ñu jox depuis dès le mois de mai. ñu commencé di jox nit ñi pour ñu naan. préventive la woon. waaw léegi est-ce que solution bi nga xam ne nii moom la Didier Raoult présenté te àdduna bi ñu bëri di ci dox. préventive la wala curative la maanaam. pour ci ki mu jot ki doomu jàngoro nekk ci moom ba pare la pour ñu fajee ko. est-ce que am nañu pexe pour fexe mu bañ a law parce que looloo gën a tiital nit ñi fi mu toll nii ni jàngoro ji di lawee. pour le moment curative la maanaam pour traitement la. ci ku mu dal ba pare. moom lañ koy fajee waaw ku mu dal ba pare. léegi nag bu njëkk nag nit ñi d'accord uñ si woon dañ koy jox que les formes graves mooy ñi xam dañoo vraiment maladie bi daf leen jàpp bu baax a baax ba bañ nekk comme ni ko sama ñoom yaay doon waxee sowetaas. ku nekk sowetaas lañ ko daan jox xam loolu lañ daan wax. léegi dellu si lañ si ginnaaw nee nañ mën nañ ko jox ku doomu jàngoro bi dal. léegi Didier Raoult sax moom boo seetloo dafa gën a yokk affaire bi parce que au lieu ñuy xaar kum dal ba nga feebar. moom nee na kum dal même boo nekkee asymptomatique mën nañ la ko jox. moo tax boo seetloo IHC bi actuellement à Marseille chaque jour bi ma laajee nee nañ à peu près dinañ def minimum 500 ba 600 tests ay Marseille yoo xam ne volontaire lañ dañu par exemple dañu jege woon ko am contact mooy cas contact yi ñu ñëw xool seen yaram ndax effectivement am nañ doomu jàngoro bi. bu ñu amee doomu jàngoro bi ñu jox leen garab bi donc loolu moom yokk na ko si mais préventif bi Abdoulaye li ma bëggoon wax mooy man dama jàpp man peut-être que damay prêcher comme on dit je prêche pour ma paroisse mais man dama jàpp ne Afrique waruñu yem si curatif bi parce que ñun xam nañ sañ-sañ bi xam nañ chloroquine yaakaar naa ne tubaab yi waruñu jàngal chloroquine te def nañ ko prévention donc war nañ mën a gëstu ay projet de recherche ay protocole de recherche tourné vers la prévention maanaam jël ko saytu ko xool ak ministère de la santé parce que ministère de la santé am na ce qu'on appelle un comité d'éthique ñu dem na ko jàngoro ji kat ñun li bëgguñu def di couper coller dañoo bëgg a def innovation mooy trouver protocole boo xam ne prévention mën nañ ko def maanaam bu kenn amatee contact nekk ci benn kër ñu ne am na ko ñu def ko mu positif ñu xool ci cas contact bi ak waa kër gi commencé leen jox prévention bala ñoo xaar mu feebar loolu lu mën a nekk la te loolu gëstu dong moo koy joxe. loolu daf ñuy dugal sax ci beneen bi nga xam ne sababu waxtaan bi la parce que li ñu bëgg a waxtaanee lu weesu jàngoro ji sañ nañoo njort ni dinañ ci génn. incha allah xëy na yàlla bu defee soreetul. docteur Assane Diop xam nga sibiru ñu koy wax nii feebar bu mel ni sibiru moo dal àdduna bi. ñun pexe bi xëy na ñoo ci waroon jiitu ndax ni mu ñu sonalee li muy def ci Afrique tubaab bi sax bu ñuy ñëw Afrique la ñuy jël ay prévention contre malaria ak yooyu. ñun lan moo tax c'est-à-dire amuñu tey comme li docteur Cheikh Sokhna di wax bu ñu ci jógee ñu xool ci structure yi te pourtant am nañu ay pharmaciens biologistes yoo xam ne dañuy gëstu ci wàllu structure garab lan moo tax ñu toll fii ba léegi. waaw jërëjëf damay fekk si waat léegi rek di docteur Sokhna wax. bi mu wax léegi naan war nañu mën a commencer dem def ministère commission d'éthique ak yooyu de la même manière dafa jot Sénégal toog ne su feebaru réew mi feebar yi dal sénégalais yi nu ñuy def ba bàyyi di jéggaane garab yi koy faj. est-ce que parce que loolu moo ñu sonal jéggaane faj bi. jéggaane faj bi. jéggaane garab yi. tey boo tey seetee dëkk bu mel ne Sénégal boo soxla téeméeri garab pour faj sunu askan. maanaam juróom-ñeenti fukk yeeg juróom-ñett yi 97% dañ koy jéggaane. mu indi problème tey parce que Sénégal dañ fi daan produire chloroquine bu bari mais tey bu ñu bëggoon chloroquine tey mënuñu ko am
lu tax parce que non seulement utiliser tuñ ko woon mais ñi ko daan def tey dañu tëj usine bi boo bëggee sax matière première bi pour commencer waat ko defar il faut nga xaaraat ay semaines wala ay weer ndax ñi koy defar ñëpp ñu ngi Chine wala Inde donc jot na ñu réfléchir sur. non mais matière première bi dans la conscience populaire niim gi la dëgg la wala du dëgg. laa def naa ki nekk si recherche bi mën na ci tontu mais baax na parce que nit ñi xalaat nañu ni mais niim gi fi ne gàññe bu dee ci niim gi la jóge. waaw xëy na fi la war a jiitoo. wex taxul mu nekk chloroquine. docteur am na lu mu jotee ak niim wala déet. jotewut rek dara ak niim. waa kay. dëggantaan niim daal man li ma si xam mooy bu sa yaram tàngee ñu jël ko xobu niim yi def si ndox. defal la musóor pour fièvre bi wàññeeku wala nga ñu jël niim def ko pour mu dàq yoo. te sax gis naa ne pour dàq yooyu boobu sax am na temps yoo xam ne am na ñuy defar ay huile de niim di ko def seen fleurs yi pour mu rey insectes yooyu loolu laa xam. mais vraiment kon wexaayu niwaakin bokkewul dara. bokkut ak dara niim gi bokk na dara. loolu baax na ñu xam nga parce que am naa xarit boo xam ne commencé woon na suuroo moom pour ne virus bi. bu ñëwee mu sentir wexaayam bañ koo. xam naa ne moom doo am ay yoo ko xam naa moom kër moom. nañu dàq loolu kon. waaw ok Assane voilà donc fi ma doon eggale mooy dafa jot tey du ma ne sax Sénégal mais Afrique. bu dul Afrique bi yëpp Afrique subsaharienne francophone CEDEAO UEMOA ne ñun dañu bëgg léegi nag li ñuy fajoo ñu koy defaree fii parce que da doon problème de souveraineté mooy tey soxla nañu nivaquine chloroquine mais ñi ni xam ñi ni gën a jege ñi koy defar kan la Maroc ak France. Maroc usine bi lépp lu mu defar nguuru Maroc teg na ci loxoom c'est connu toute la production d'hydroxychloroquine tey au Maroc. L'état marocain nee na maa si teg sama loxo. wax na léegi décret bi France jël pour permettre Didier Raoult utiliser hydroxychloroquine boo liiree décret boobu ci suuf nee nañu maintenant bépp garab bu am hydroxychloroquine tere nañu France exporté ko. exactement. lu dëgg. loolu mooy lan que tey bu ñu teelul jóg et je dis au plus haut niveau. au plus haut niveau nag laa wax bu jógul bu nu sàgganee li ñu yor si stock bu jeexee. dañuy am problème et pour cela donc jot na ñu réfléchir sur quoi. léegi def ñun pour yooyu Assane da nga joxe sax exemple ñaar réew yooyu mais yeneen réew ngi taxaw. waaw di wut. c'est ça am na sax créé na sax incident entre Amérique ak Allemagne ci yeneen yu ñu bëggoon def. yoo xam ne nii mujjul a antu. donc stock bi baax na est-ce que xam nañu fu mu toll. ba bërki démb réunion bi ñu mujjoon a def direction de la pharmacie. stock bi ñu ko doon estimer ay 700-800 boîtes 700-800 boîtes te malade bu nekk protocole bi ñu wax xëy na dina soxla ñetti boîtes pour faju am na nu kaay di yokkoo ñaanuñu ko yàlla rek. stock bi du léegi mu jeex. maanaam li ñu yor léegi mën nañu yor 3 mois mën nañu yor 4 mois mais day fekk état nombre de cas yi yam yokkul nombre de maladies mais bu lim bi yokkoo rek boo sàgganee du yàgg dara nu mat un mois stock bi jeex. boo ko comparé ak méngale rek la ñu mën aussi. ndax bi ñu ko yëkkatee ci France ba France soxla woon stock yi nga xam ne moom la laboratoire boobu di ko defar. voilà boobu nañ ko tudd pour nit ñi xam Sanofi. voilà moo koy defar mu ne yor na ci 350 000 yoo xam ne nii mu ngi ci ay réserve. exactement mënuñu ci defar leneen parce que soxla bi noonu la toll woon. nit ñi daawuñ ko soxla lu bari donc defaru ci lu bari am na 350 000 yu tegu. waaye nag bu ñu autorisé mën na lancer chaîne de production. c'est ça. mais loolu bu ñu ko produire xëy na du pour ñun. du pour Mali. du pour Côte d'Ivoire ak ñeneen donte organisation mondiale de la santé tey nee na ñun la gën a tiital réewi Afrique yi pour ñu fagandiku moytandiku parce que yëf yaa ngi ñëw te dina ñëw ak doole. Comment on fait. exactement. est-ce que mën nañu relancer at usine bi nga industrie pharmacie bi nga xam ne mu ngi fi woon ñi ko doon defar tëj ko. lu ñu mën a relancer lu gaaw la wala luy jël temps la. relancer bi du problème capacité de production bi du problème parce que usine baa ngi fi équipement yaa ngi fi personnel bi ko doon def ñu ngi fi tam mën nañ ko mais difficulté bi mooy encore une fois matière première bi ngay wuti pour ñëw defar ka matière première bi wax naa ko sànq li si ëpp fi ñu koy defaree Chine la ak Inde tëj na ay frontière am Chine mi ngi góorgóorlu mais li nga wax léegi la xam nga ñun problème bi ñu am mooy suñuy marché yi dañ ko daggat ba industrie bu produire
Union européenne soxla li nga wax léegi 1 million de doses Sénégal soxla 15 000 doses voyez un peu marché boobu combien c'est déséquilibré. C'est pour répondre question bi mooy xam-xam baa ngi fi équipement yaa ngi fi nit ñaa ngi fi mais difficulté bi mooy approvisionnement en matière première. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure dafa war a dépasser le cadre des directeurs généraux ou le cadre même de l'usine. dafa war a dem maintenant au niveau supérieur même au niveau diplomatique si sama xalaat bu gàtt parce que tey nag toll nañ fi nga xam ne mënuñu xaar stock bi di jeex ñu soogay wutiwaat. mënuñu xaar yam suñu estimation si li ñu soxla sur la base de nombre de malades yi ñu am tey dañu war def estimation pessimiste je crois que France daloon na leen si SRAS bi. ba ñu mu indi débat à l'Assemblée. mais tey jii kooku am na dëgg parce que am ko jëriñoo ko moo gën nga soxla ko te amoo ko. ba tax na léegi laaj na léegi usine baa ngi fi capacité yaa ngi fi ñu teel a jóg pour relancer usine bi parce que usine boobu aussi xëy na du fi xaj mais li tax Sénégal am problème mooy ñi doon defar garab ñëpp daanaka tëj nañu léegi nag dañu war xam lu tax mooy dañu amul un modèle économique bien pensé bien réfléchi qui nous permettait ñu defar garab yi ñu soxla te ñi koy defar compétitif ñi koy defar accéder au marché mën a jaay. parce que tey boo demee dëkk bu mel na Maroc Tunisie wala Algérie dafay fekk comme Algérie 86 usines yu defar garab 86 usines yi ñun leen lu ngeen defar bu dee doy na pour population bi kenn dootul importer mais Sénégal boo defaree ba pare yenn saa yi nga ñu importer wala ñu bàyyi toujours certains marchés di ñëw nga war a defar mu dikkee la juróomi dërëm wala 100 francs nga jéggaane bi jar fukk ak juróom wala fukki dërëm mais da nga tëj say unité alors que avantage de produire localement dafay régler beaucoup de problèmes parce que même tey li IRD di liggéey baaxoon na mu am industrie bu nekk à côté bu mën a aider ñu def joint venture ñuy liggéey recherche yi am université ak feneen yëpp ñu mën defar nos propres médicaments y a des pays africains yoo xam ne dañu dem ba defar ce qu'on appelle les MTA médicaments traditionnels améliorés xëy na li nga wax nañ léegi kaawu niim wala même ngeer wala dara ñu defar bi nga xam ne du egg si ay molécules des comprimés très poussés mais fort bi nga xam ne population bi dañu ko mën a jëriñoo mu faj leen donc yooyu yëpp il faut ñu dem si pour que Sénégal mën jël en charge sa propre production de médicaments difficulté donc yéen am yan la le marché les intrants les taxes le modèle économique yooyu nag tant que tooguñu ñu xalaat si bu baax a baax situation yi dañ ci daal mais li am importance hydrosclérose bi daal man li ma gën a tenir à cœur mooy il faudrait que ñu jóg léegi ndax li ñu am ci stock doy na pour 3 mois en fonction nombre de cas yi ñu am léegi mais doyul bu situation bi changé te waruñu xaar ba egg foofu ñi war a jóg nañu jóg ñu war a wax nañu wax ñu régler ko au plus haut niveau. docteur Assane Diop ci fàttali bu gàtt am na ñaari conseil des ministres jàppatuma date yi malheureusement. parce que prévoir moom mu ñëw ci waxtaan bi. ñaari conseil des ministres yoo xam ne président de la république sas na ministre de la santé. pour mu gën a baral. processus pour ñu mettre en place industrie pharmaceutique fii ci biir réew mi. loolu lu jiitu lii la. xëy na peut-être que lii dana gën a tax ñu gën koo baral. docteur Cheikh Sokhna est-ce que parce que dafa am beneen débat boo xam ne day jóg souvent ñu ne solution yëpp peut-être ay médecins africains sénégalais am nañu ko mais léeg-léeg du jib est-ce que yow boo porté woon débat bi. parce que sañ nañu njort ni contribuer nga ci parce que yéenay toogandoo di waxtaanandoo ak yooyu soo ko porté woon yaakaar nga ni dana jotee comme ni ko Didier Raoult yëkkatee ni mu jot est-ce que loolu am na ci milieu scientifique bi dëggantaan pour que nit ñi xam ni souvent parce que der bu ñuul la boo bu waxee duñu ko déglu wala kàddoom du jotee fa mu war a jotee lu ngeen di sentir la lu am la réellement ou pas. waaw milieu recherche moom bu la si kenn nax compétition la. moom compétition la. à la loyale. waaw bu dee à la loyale la. voilà dara nekku ci. bon à la loyale moom léeg-léeg sous-marin kenn bu leen a bàyyi. arme non conventionnelle. waaw arme non conventionnelle gars yi koy utiliser donc compétition bu rëy a la mais li ma la bëgg a wax rek mooy Abdoulaye. pour jox la benn chiffre nga xam ne vraiment africain war nañ mën a gën a góorgóorlu boo xoolee publication mondiale yi. en santé sax laay wax pour gën a précis. boo xoolee publication mondiale yi l'Afrique tout entière contribue à hauteur de 2%. waaw 2% rek lañ ciy compte mooy ñaari pourcentage donc ça veut dire qu'on est loin de mettre en œuvre ou de génne xam-xam bi ñu war a am parce que xam-xam bu bëri dañ ko am mais gars yi duñu publier.
du ñu génn du ñu encadré moo tax souvent léeg-léeg sax boo porté benn idée bu baax boo amee habitude. di liggéey ak tubaab yi wala nga américain yi li ñu leen ko wax mooy dañ naan la publier parce que boo ko publier wut du kenn du ko jël en quelque sorte. je pense que ne débat coronavirus bi Afrique war na gën a mën a jógaat bu baax à tous les niveaux. c'est-à-dire sur le plan scientifique sur le plan administratif sur le plan géopolitique et cetera pour remettre la lutte contre le coronavirus mooy xeexu coronavirus sur l'agenda international c'est-à-dire à tous les niveaux parce que discours OMS bi sax quelquefois ñun sax duñu ci d'accord parce que dafay nekk formatage say dekk coupé collé ça dafa yaakaar ne OMS dafa yaakaar ne li baax Chine moo baax Amérique moo baax Asie moo baax Afrique alors que Afrique dafa am spécificité donc je pense que ne bu ñu ko africains yi porté woon je suis convaincu loolu moom wóor na ma ne bu ko africains yi porté woon porté bi mu am du ko am parce que bu boobaa derrière dañ xool kan ma ko porté ndax nombre de publication ndax lii alors que Didier Raoult bi ko porté moom. foo toog sur le xam naa leneen ngay wax de. mën nga wax ne il est caractériel il est anticonformiste voilà lépp mais boo xoolee derrière rigueur scientifique baa ngi si maanaam ak jox gëstu àqam. ba lépp leer ñu def ko. moom mi ngi si biir te je pense que ne boo. comme ni ma ko doon waxee rek am na benn plateforme bu tudd Expert Escape maa ngi ko doon wax boo xoolee kooku day classer les meilleurs chercheurs du monde sur le plan biomédical boo ko tapé boo defee France premier wala deuxième lay jël boo defee Europe premier wala deuxième lay jël boo defee maladie infectieuse premier wala deuxième lay jël boo cliquer seen turam da nga gis mu def 3000 publications xaw ma ñaata professeur d'université xaw ma ñaata étudiant xaw ma ñaata infirmier la jàngal ñun fii ñu ko xam fii am na maa ngi lay fàttali Abdoulaye fii am na ñu ko xam fii parce que depuis 2008 lay ñëw fii. depuis 2008. depuis 2008 maa ngi moom chaque mois de novembre wala octobre mu ñëw Sénégal def fi une semaine ak man ñuy liggéey si période boobu laay organiser benn journée bu mu tuddee journée scientifique de l'IRD. damay si woo sama naataagoo yëpp. mais docteur xam nga IRD boo koy wax ci tey xëy na ñi nekk ci milieu ñoo koy xamee. IRD moo nekkoon Alstom. waaw c'est-à-dire lu fi yàgg a nekk la. li fi jaar ci ay chercheurs. ci ay gëstu dans tous les domaines nag. waaw du domaine nu science bi rek. population développement. pédologie océanographie lépp waaw loolu docteur ñun xanaa ana kii bi xanaa finalement du ñun ñoo ci jëriñu nu mu demee noonu. pourtant Abdoulaye boo xoolee. Alstom xam nga institut français la mais mooy institut français bi nga xam ne nit ñi dañ leen di fay te duñ liggéeyal France. xam nga nañu njariñ kon. dëgg baal ma nag c'est-à-dire France moo leen man France moo may fay. mais li may liggéeyuma pour France parce que paludisme beeg yooyu may liggéey xam nga loolu sonalul France. yow mi mais boo génne woon dara tey est-ce que France du la ne balaa fenn ñun la. moom gaa moom tur c'est vrai que ñoom ñoo lay fay. seen tur dañ ko si bind kay moom. seen tur kay dañ ko si bind parce que ñoo may fay ba pare label bi man sama adresse France moo si nekk mooy première adresse bi deuxième adresse bi Sénégal c'est tout à fait normal publication yi may def yëpp damay bind IHU Méditerranée infection Marseille France après bindaat IRD campus IRD Dakar Sénégal c'est normal parce que loolu la mais dama bëgg wax ne France par exemple IRD li muy liggéey lépp pour askanu doomu aadama yi ñu tuddee les sud les populations du sud donc mu sud mooy Afrique Asie Amérique du Sud et cetera donc ñun ñoo koy capitaliser mais li ñu war a comprendre mooy France daf koy def pour dimbale. parce que ni ñu siy formé nii actuellement IRD fi mu toll nii boo demoon université en pédologie océanographie agriculture botanique science médecine. biologie formé na si ay professeurs qui sont titulaires te loo xam ne ñoom ñoo lay jox bourse ñoo lay jox man bu may dugg IRD dama demoon def pour DEA rek laa doon def falaa toogee defee sama DEA def thèse def fa lépp ba ñu recruter ma continuer di liggéey donc voilà donc structure yu mel noonu dañuy jàppale Afrique mais Afrique ñun ñoo war a gën a mën a góorgóorlu parce que formation bi ak transfert de technologie moom loolu moom dañ see dellu ginnaaw bu baax pas dellu ginnaaw mais dama bëgg a ne jéego ñu si waroon def defuñu ko si
te loolu lu mel ni coronavirus bi daf ñu koy alerter yaakaar naa ne coronavirus bi dina revisiter suñu système sanitaire bi dina revisiter suñu ni ñuy toogaane suñu par exemple hygiène publique Sénégal xam dafa am problème jaay beeg li ñuy jaay ak li ñuy lekk ak fi ñuy tuur mbalit yeeg urbanisation beeg tout ça dafa am problème coronavirus bi dina ko revisiter suñu ni ñuy doxale suñu biir kër yi ni ñu nekkee si suñu biir kër yi ni ñuy waxtaanee ni ñuy toogee ni ñuy joxe message xale yi ni ñu leen di encadrer ni ñu leen di joxe lekk ni leen di joxe naan war a raxasu sa loxo bala ngaa jox xale lekk bu lekkee ba pare nga raxas ko bu baax tout ça yooyu yëpp coronavirus bi nañ ko revisiter te stratégie yi aussi ministère de la santé def ne bu leen def lii da leen def lii war nañoo mën a am ay socio-anthropologue yoo xam ne dañu war a ànd ak ñooñu ak di leen xool ndax ñun actuellement ministère de la santé ndénkaane yi muy def ndax ñun ñoo ngi koy def bu ñu ko defut pourquoi defuñu ko lu tax defuñu ko ak lan lañ mën a def pour def ko parce que Ablaye chloroquine fi mu toll bu marché woon ñu ne ñu daal ne fii ak 2 semaines ñu ne chloroquine bi baax mu marché woon waruñoo toog waroon nañu xool bu ñu ko joxee doomu aadama yi nan la ñuy def bu ñu joxee doomu aadama yi chloroquine bi nan la ñuy def est-ce que ñoo ngi koy jël est-ce que jëluñu ko est-ce que derrière la chloroquine boobu ñuy wax amuñu ay message yoo xam ne peut-être day tax mu am gàllankoor te loolu gëstu rek moo ko mën a def loo tax ma ne affaire coronavirus bi gëstu da war a ànd ak moom si lépp maanaam ñiy def lépp dañu war a def. mais docteur li ñu bëgg a xam mooy est-ce que 3 semaines de débat yi 3 semaines yi fiy jóge parce que ñuy fàttali ni Didier Raoult solution bi présenté na ko depuis fin février. gën kaa gàtt. waaw 2 mars yooyu waay. voilà depuis boobu est-ce que 3 semaines yi c'est 3 semaines de perdu wala surtout pour réew yu mel ni kii Sénégal est-ce que c'est 3 semaines de perdu yu ñu nekkoon ci débat bi doon déglu xoolaluñu suñu bopp wala lan la. waaw mën nañ jàpp ne comme li tubaab di wax mieux vaut tard que jamais. donc am na luñ perdre tuuti mais au moins Sénégal moom yaakaar naa ne ñoom jëlaat nañ matukaay mais am na dëkk yoo xam ne ñoom perte ñu dara par exemple di rawut moom Marseille boo jëlee France yeneen dëkk yi Paris yi ay hôpital Bichat hôpital Pitié-la-Salpêtrière et cetera ñooñu moom xam naa ne am na lu ñu perte mais Marseille moom ba di jee rawut waxee ne baax na. publier ko la daal di wax ne koo xam ne am nga cas contact mas nga jege koo yaakaar ne positif na coronavirus ñëwal IHU bi ñu testé la bu baaxee ñu prescrire le chloroquine bi nga dem naan ko donc loolu je pense que ne Sénégal moom bi ma déggee discours vidéo professeur Seydi maa ngi koy nuyu au passage vraiment di ko encourager. chef service maladie infectieuse waaw xam naa ko parce que man am naa benn projet de recherche boo xam ne sur l'hépatite B moom si conseil scientifique bi la bokk donc dañuy jokkoo ay visioconférence dañuy def suñu conseil scientifique ku am xam-xam la si affaire maladie virale yi hépatite B sida et cetera moom rafetul nañu xam-xamam bu baax ba pare il est très très disponible en tant que scientifique dans le conseil scientifique chaque fois bu ñu ko wooyee day ñëw donc moom bi ma déggee vidéo bi rek laa ne kii kat jël na matukaay mais ni mu ko jëlee sax jàpp naa ne sax ne noonu la parce que yëf yi il faut ñu demee naan comme dëkk bi wax ci dafa bari léegi nañ commencé ci chloroquine buñ commencé protocole di jaaxul la jël donc dañuy commencé ci chloroquine buñ commencé ci chloroquine sur 100 patients bu baaxee xeerun bu fekkee ne am na lu ci xaw a sooxe ñu jéem a xool ndax azithromycine mooy beneen antibiotique bi ñu koy booleel. ñu boole ko ci continuer def essai bi. yéen ñaar ñëpp naka ngeen déggee alerte yi nga xam ne nii organisation mondiale de la santé def na ko démb secrétaire général Nations Unies feelu ko en dépit de espoir bi nga xam ne nii àdduna bi am nañu ko ci. ci hydroxychloroquine bi mais artu bi ñu def dafa tiital ñëpp démb dafa yóbbu fitu ñëpp. ci ne Afrique bee boo ngeen pare mu ngi ñëw te dana ñëw ak doole te yokk ci. lu ko borom xam-xam yi wax ne virus bi lu muy gën a yàgg cim réew di xëy na muter de telle sorte que la ñu doon yaakaar pour faj ko dootul efficace ba dégg-dégg ngeen ci am docteur Cheikh Sakho. man dégg-dégg mooy si am xam naa ne moom waa OMS ak ñeneen ñi ak ONU dañu xool feebar bi ni muy doxee. ni mu doxee Chine
jóge fa Chine ni mu doxee Italie Espagne léegi États-Unis moo ëpp ay cas. c'est ça. xam naa ne logiquement dañ naan Afrique bu ñëwee foofu tamit boo moytuwul Afrique sax moo nar a jël ay cas mais loolu appréciation globale lañ koy wax rek mën naa bañ a nekk mais du tere ñu jël suñu matukaay parce que comme ni nga ko waxee virus bi mën nañ muter d'ailleurs démb rek gis naa benn publication bu bees bu génn chinois yi génn di wane enzyme benn xam nu ñu koy la laa ko mën a waxee benn lu tuuti loo xam ne daal fa la virus bi di accroché wu fa la virus bi di teg kéem tànkam si suñu yaram pour mën a répliquer wu ñu ne dafa am benn ce qu'on appelle polymorphisme génétique mooy dafa bari ay yu mu bari yoo xam ne peut-être boo moytuwul li tax sax bëreegut Afrique mooy polymorphisme génétique africain yi moo tax sax commencé lu bëri mais xam nga rek ay hypothèse la mooy li ngay wax naan. docteur yaa ngi yokk ci xar mi karaw de. waaw loolu ñu yemoon ci. waaw li Nations Unies wax rek dafa yóbbu suñu. waaw déjà li ma bëggoon wax si li Nations Unies wax daal xam naa daal man li ma gëm mooy fii ak ay 1 semaine 2 semaines bu fekkee ni chloroquine bi nii ñu koy testé nii baax na boo moytuwul du ñu yegg si loolu. li tax ma wax ko nag fii si lii rek laa ko teg mooy comme ni ñuy xeexee si feebar bi muy coronavirus bi parce que coronavirus bi nii rôle bi chloroquine ni def mooy charge virale bi lay wàññeeku te fi mu toll nii stratégie de lutte bi ñu taxawal nii bu prévention bi lépp mooy nuñ mën a def ba charge virale wàññeeku ak contact yi wàññeeku mooy chaîne de transmission bi ñu dagg ko. donc bu ñu jëlee chloroquine bi di ko jox nit ñi charge virale bi di wàññeeku. nit ñi du ñu nekkati ay porteurs ñoo xam ne ay réservoirs yoo xam ne dañ mën a transmettre maladie bi. mais docteur xam nga ñi ngay wax noonu ñu ngi ci biir hôpital ba ñu ngi leen di wax ñooñu wàllatuñ kenn defe naa. parce que ñooñu nekkatuñu en contact parce que dañ leen di isolé. li nekk kay ci biir askan wi la ñuy wax te njortuñu xëy na yaatuwul mais cas communautaire yi ñu doon tudd. waaw tiital na nit ñi ñaari fan yu tegloo am na ay cas communautaire. moo tax ma ne la fi mu toll nii dañoo régler benn partie bi rek fi mu toll parce que xam nga ñun suñu cas yi fi mu toll nii. 100 ñoo ngi si 130. nekkuñu si 1000. donc mën nañ taxaw si ay cas rek yu positif ñu faj leen. mooy ñu nekk hôpital ñu nekk Fann Diamniadio et cetera. loo tax ma ne sama commencement waxtaan maa ngi ko doon wax docteur Diop ma ne ko waruñu def couper coller. ñun dañu war a jël spécificité Afrique. que chloroquine am nañ expérience su prévention. ñu commencé gëstu ko seet nan lañ mën a defee mooy xam nga nit ñaa wax naan Didier Raoult dafa bañ confinement bi mais Didier Raoult confinement général la bañ mooy comme ni ñu def Chine. comme ni ñu defoon si bateau japonais boobu. mu am ay cas nga jël cas yëpp denc leen téye leen si benn bateau bi. ñu xëy ba bateau bi genn wàll gépp ñoo ko am ñu soog leen libéré. moom xam nga lu mu bëgg dafa ne confinement ciblé maanaam dañuy dem fenn ñu ne cas bi am na fa ñu jël ñi mu dendaloon ñëpp ñu testé cas bi testé leen ku si positif. ñu confiné la di la traité ku si négatif ñu bañ laa booleeg ñu positif génn la. gis nga stratégie boobu. stratégie bu bëri bu demandé ay moyens la dëgg la Sénégal parce que il faut nga am ñu gaaw a détecté gaaw a testé gaaw la détecté par exemple gaaw a testé. ñu traité la loolu dëgg la mais war nañ mën a accélérer ba pare organisation mondiale de la santé waruñu sax di ñu alerter dong parce que directeur général bi moo ñu wax. moo fi génne slogan testé mais nag boo testé boo nee testé da nga war a wax traité. donc nañ ñu jox jumtukaay yu ñu traité nañ ñu jox africains yi jumtukaay yu ñu mën a testé c'est pas normal que un pays africain bu am plus de 40 millions de personnes wala 15 millions de personnes benn centre dong wala ñaari centre dong di testé dañ ko war a décentraliser ñu koy testé partout moo gën ñu jële ay échantillon dugal ko bateau dugal avion dugal ñaganjaay ba mu ñëw ñu soog a testé donc loolu man si foofu laay xaar organisation mondiale de la santé mooy renforcer capacité de diagnostic capacité de traitement des pays africains mais bu ñu bàyyee nii moom loolu ñu wax mën naa am. mën nañoo ëppi loxo parce que docteur Assane Diop dafa mel ni lépp. Institut Pasteur lay tàmbalee fa lay mujjee. est-ce que loolu aussi def naa lu gën a tiital nit ñi la ci stratégie lépp war a jaar foofu war faa dellusiwaat. bu ko nit amee fa lañ koy xamee
bu ñuy wax ni négatif na aussi foofu lañ koy testé wu est-ce que buñ jógee ci li xanaa lu ñu war a yaatal la. waaw mooy li ñu doon wax sànq rek mooy dafa jot yu bëri maintenant ñu jëlal ko suñu bopp en charge. bañ a éviter monopole. monopole mooy benn laboratoire mooy def te tamit foofu dañ ci profité ñu wax ne secteur privé bi bari na ñu wax ni ñoom bu ñu leen impliqué des laboratoires du secteur privé. mën nañu def li Institut Pasteur di def. wax nañ ko ministère de la santé ne ñu ngi xaar parce que tamit mënoo ñëw dugal sa bopp ci mbir mi mais tey am na ñu fi nekk ñu mën a def liggéey. nii ci jamonoy crise bi mën nañu ko wala processus la. depuis toujours mënoon nañ ko parce que lan la wax na ko léegi boo amee kit bi c'est des biologistes rompus à la tâche bu ñu amee ba dispositif de diagnostic bi mën nañu faire tout ce que l'Institut Pasteur fait en termes de diagnostic. parce que mënuñu lu ñuy jaaxal aussi dañuy gis pays yi nga xam ne finalement décidé nañ def test de masse. ay kit yi ñu yor ñuy dugal ci bakkanu nit ki testé loolu bu ñu koy def ci mbedd yi kay. waaw xanaa loolu du kit bi non boobu kii bi la juste pour def prélèvement. pour def prélèvement la. voilà mais ñaata temps lay jël après pour ñu am résultat yi xam nga. Sénégal defe naa ba léegi 3 heures de temps le test bi di durer. bu dugg see si biir laboratoire bi ba nga jot résultat bi. mais bi professeur Souleymane Boub yor moom xëy na mën a def lu gën a gàtt. parce que bu ñu prélever tey nit Kolda. waaw loolu mooy wax ci. gis nga ko. moo war a ñëw ba Dakar. c'est ça léeg-léeg ambulance bay ñëw. résultat yi 24 heures nga koy jot. et puis toujours day am confinement bu ñu ko gisoon tey ci benn pharmacie moo wax ñun li ñu xam da naan bu kenn génn ba résultat yi ñëw. comme li nga wax léegi imagine pharmacie bi nekk Kolda ñun ni bu kenn génn toog leen seen biir et cetera. mooy c'est-à-dire que dafa jot monopole wàññeeku ci réew mi surtout domaine santé. mooy lan kii rek mooy def analyse bi kii rek mooy def lii loolu dafa jot mu dañ te wax naa ko léegi am na laboratoire yu nekk Sénégal bëgguma tudd seen tur mais wane nañ seen bopp ne ñoom bu ñu leen impliqué il suffit ñu am kit bi mën nañ def test bi def de bout en bout joxe résultat yi nga xam ne dina mujj ayib comme résultat yi Institut Pasteur di joxe. souvent dañuy wax ni aussi lu touché ci santé foog ñu def ci ndànk parce que problème de sécurité publique la aussi. santé mais wax na ko léegi dañ nekk période de guerre def ndànk bi defe naa moo jural yenn réew yi. que affaire bi explosé il faut ñu gaaw Chine waree na boppam am yi xam ne bu jotee te nit ñi ni mën naa ñu xool le peser le pour et le contre le risque ak bénéfice il faut ñu dem ci. c'est que tey loolu lu ñu war a intégrer la ci stratégie. lu ñu d'endiguement bi nga xam ne ni ci la ñu nekk. parce que da ngeen gis ni mën nañ parce que c'est vrai cas yi bu bareegul. mën nañ ko sant yàlla mais bu cas yi baree law. waaw mais wax nga ko léegi xam nga tey mën a wekku ci benn laboratoire bi kese am na laboratoire yu installé dans les villes yi nga xam ne mën nañ leen def pôle ne serait-ce que def test ba rendre résultat bu fekkee am na yeneen yu ci topp après suivi yeeg test et génome yeeg yooyu ñu indi Dakar mais am yi nga xam ne tey jii dans les régions des laboratoires qui peuvent faire le travail parce que Sénégal du compétence moo fi ñàkk mais souvent affaire bi dañ koy organiser de sorte que dafa am yoon bi muy topp ki bloc. mais pour dellu si nga doon wax sànq mooy li OMS wax ak yooyu damay rejoindre parfaitement docteur Sokhna li mu wax ñoom li ñu wax dañ ko teg ci li nga xam ne mooy li ñu gis ci monde bi. mais Sénégal aussi nañu sant yàlla que depuis le 2 mars ak léegi nombre de cas yi bu ñu xoolee yenn réew presque def na 3 semaines. ñu reste sur un nombre de cas bu jaaxalagul nit ñi yàlla na fi am mais du tax ñu tëdd di nelaw mais li ëpp solo. mooy rompre la chaîne de transmission. loolu moo am solo te foofu dama ciy profité moo wax ci li nga xam ne daf ciy jouer rôle bu am solo muy les gels hydroalcooliques gel hydroalcoolique yi il faut ñu wax si lu tax ñu war ci wax mooy dañ ci toll situation bi nga xam ne dafa am déséquilibre si stock bi nu ñu ko gérer pharmacie amatuñ ko mbedd mi nga gis fa lu nekk stock yi gel yi xam kenn xamul fu ñu ko defaree baax na wala baaxul stock bi nekk quelque part. di nelaw ñu yàpp nag du stratégie boobu baaxul. c'est vrai que faux médicament mais faux gel moom xam naa warul jafe. non am na parce que bu ñuy am faux médicament yoo xam def nañ ko ci paquet ba. bu yàggul jàpp na fi Pikine ay Nigérians yu jël ay gel yu ñu pour bopp def ci alcool di ko jaay. direction du commerce intérieur teg si ñoom loxo. gel yi ñuy romb ci mbedd bi yëpp nañu yor ko. lan moo ñu mën a wax de la qualité parce que tamit il faut ñu xam ni gel c'est un produit pharmaceutique booy looy def sa yaram pour mu aar la. surtout jamono tool ba xam ne nit ki day jàpp ni bu ko defee si loxoom ni mu ko war a defee rey na doomu jàngoro bi. bu dul rey c'est très grave. mën na indi naagu daal. bien sûr non seulement day indi naagu mais day indi muy law. parce que law bi difficulté bi du cas yi
cas yi aujourd'hui alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen di jël en charge mais li tax du bëri mooy encore une fois fexe ba moyens yi ñu soxla yépp nit ñi yor ko toog seen kër am gel raxas suñu loxo respecter distance yeeg maanaam daal toutes les mesures de sécurité et de protection ñu respecté ko mais nag nit ki bu jàppee ne man mii kat jënd naa fii gel wala yooyu pour jëriñoo ko te baaxul wala leneen day une complication donc moi je pense que mën nañu rafet njort du tax nag ñu naagu mais mën nañu rafet njortu que ne bu nit ñi gënee déglu vraiment li ministère de la santé digle ak chef de l'État nit ñi toog seen kër ñu respecté li ñu wax yépp yàlla mën na def ne li xew feneen du fi am loolu moom man comme docteur Sokhna je suis optimiste côté boobu mais optimisme c'est pas un optimisme béat c'est-à-dire duñ tëdd dina law rek ni noonu dara duñu daal man bari na théorie yu ñuy gis ñun ànduñu si comme tàngaay bi yooyu dañ koy teg fële dafa am li nga xam ne mooy tax kii ka am du wàll keneen kii ka am ñu jël ko en charge lu mu gën a gaawee ak lu mu gënee mesures yu ñu édicté yëpp ñu respecté ko loolu buñ ci góorgóorloo yàlla mën a def ni dal loolu OMS di wax ñu bañ a duñu dal. jarul ñu ci tiit daal. xam nga jarul ñu ci tiit dafay exagéré nañ ko bàyyi xel mais bu mu yóbbu suñu sago. nañ ko bàyyi xel mais bu mu yóbbu suñu sago. parce que yóbbu sago bi tamit day aggravé. rapide xaaral docteur Sokhna. est-ce que comité national bi comité de veille bi am na ay pharmaciens impliqué nañu leen wala naka la demee. man de mën naa wax pour man Assane Diop mooy syndicat des pharmaciens privés newuñu ci comité bi. par contre am na benn comité bu nekk ministre direction des établissements privés de santé commencé na ñu impliqué il y a une semaine maintenant def nañu une rencontre ak ñoom mais ce que nous dénotons là-bas mooy le secteur privé moyens yi mu soxla pour liggéey joxuñu ko dem ci profito di nuyu suñu mbokku médecins yi dentistes yi et tout mais tey même ñun pharmaciens yi on est en avant-poste ndax tey jii soj parce que ku mu dikkee sew soj la lay jàppee ku mu dal pharmacie ngay dem mais toog nañ fii tam jamono yuñ toll kan moo ñuy proposer ay gants kan moo ñuy proposer masque des particuliers mënuñu wax la qualité des masques que nous utilisons wala yi ñu ñëw di ñu proposer mënuñu xam gants gisuñu ko alors que encore une fois il y a du stock au niveau du ministère de la santé ñu jàpp ne nag cloisonnement bi yoon la mu sauté nu ma tuddee cloisonnement mooy public bi na leen jox li ñu soxla yépp privé bi débrouillez-vous bu ñu defee noonu du sotti parce que bu ñu jëlee médecine bi jël pharmacie surtout ñun bi ñu xam mais 80% de l'offre pharmaceutique secteur privé bi moo koy offrir ku dara jot pharmacie ngay dem. jot na à défaut d'une dotation ñu mettre à la disposition des grossistes privés suffisamment de masques pharmacie yi mën si jot pour ñun suñu personnel ak suñuy ñun suñu bopp ak suñuy njaboot mais surtout pour population bi parce que ku soxla masque ku soxla gel pharmacie ngay xalaat dem gel yi pour ba terminer ci bi ñuy woowee il y a 2 semaines. ñu ñëw état bi kat dafa bëgg prix gel yi wàññeeku ba pare mu disponible. pharmaciens yi dañu poser un acte très fort acte boobu mooy lan bëgg jëlatuñu marge ci gel yi maanaam gel bi ñu daan jaay 800 tey ñu ngi koy jaay 575. parce que pharmacien yi dafa nekk fi réew mi toll ak jàngoro ji fii mu toll wutuñu xaalis ci gel yi. mu indi nag réero parce que nit ñi dégg nañ fi lu nekk ci réseaux sociaux yi alors que y avait un dérèglement du circuit de distribution mooy lan Val d'Afrique rek moo fi def Sénégal ay gel yi nga xamante ne c'est reconnu ñu koy jaay ci officine yi Val d'Afrique wax na ko. li mu daan ok donc Val d'Afrique li mu daan liggéey daanaka ci 2 ans. moom la ko nit ñi laaj ci 15 jours. donc en 15 jours boo produire li nga daan def dafay indi complication donc mu jeex bi mu jeexee nag ñu gis ñeneen ñu ñëw duñu proposer gel pharmacien bi amul benn souci bi mooy le rendre disponible pharmacien bi accepté jël ko mais à des prix extraordinaires man proposé nañ ma sama pharmacie le 500 000 à 4 000 francs ma bañ pour ma jënd ko man 4 000 su ma jëndee 4 000 jaayee 4 500 dëgg la pharmacien bi rek la ñuy gis parce que mooy jaay. mais fi mu jaar ba am gel bi 4 000 kenn xamu ko ñu dal ci kaw pharmacien bi ñun nag bi ñu ministère du commerce woowee avant mu ñu wax nañ ci ministère de la santé ñu ni nañu fexe ba mu disponible rek bu disponible les pharmaciens nañ jouer seen rôle. bi mu te tey jii loolu ba léegi mooy difficulté bi pharmacien bi accepté na pour gel bu nekk mu def ko liste sociale mooy lan je prends juste de quoi
prendre en charge mes frais de structure mais je ne veux pas de marge maanaam pharmacien bi dafa renoncer à 80% de sa marge sur les gels li ñuy laaj juste mooy ne disponible mais tey Val d'Afrique lu mu produire li si ëpp da koy jox secteur public privé bi toog di xaar. li nga bëgg nag def effort bu toll noonu ba pare disponible lul c'est un problème non pas pour le pharmacien mais c'est un problème pour la population. parce que population bi ñu ngi leen di jox ay li ñuy laal seen loxo li ñu xamul fu mu jógee. te li ñu war a am pharmacie yi lu ci bëri boo demee ñu ne la amuñu stock bi dina ñëw commande bi. dina ñëw suba wala. xam nga dañu yor métier bi nga xam ne dañ ko réglementé. mooy grossiste bi mënul jënd fu nekk gel jox ko pharmacien bi. pharmacien bi tamit mënul jënd fu nekk gel jox ko population bi. ba tax na li ñuy ñaan mooy wax naa ko je reviens encore sur le monopole ñu yeneen entité yi nekk biir Sénégal di produire gel. ñu saytu gel yooyu ban qualité la bu qualité bi baaxee ñu bàyyi leen ñu jox ko grossiste yi jox ko pharmacie yi te pharmacie yi fixe ñoo waxtaan ak ministère du commerce là aussi dañuy préciser que du ministère du commerce moo fixé prix. pharmacien bi moo proposé au ministère du commerce que ñun pare nañu pour autant grossiste bi que pharmacien privé bi renoncer à notre marge pour que nii mën si jot donc bu ñuy yokkee ñi koy produire yokk quantité bi ba rendre que disponible au niveau des officines li ci des du jafe mooy population bu ko soxla fekk pharmacie à des prix homologués donc accessibles. alors am na loo xam ne dootul nekk lay parce que bu dee ci nu ñuy fexee mu disponible dans les régions ak ci yeneen yi dootul nekk parce que le collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal. nee nañu réunir nañu samedi 28. bëccëgu tey bi nee nañu lu leen nguur gi woo ci transport. muy dund gi nga xam ne nguur gi dana ko jox nit ñi te wax ni dana ko dimbale njaboot yi wala sax ay garab lu leen nguur gi woo pour transporter lépp loo xam ne nii ci stratégie nationale bi la pour mise à disposition des populations fu mu mën di nekk ci Sénégal lu ñu yor ci oto mettre nañ ko à disposition de l'État je pense que loolu aussi baax na ñu wax ko ci effort de guerre bi la. voilà léegi loolu lu ñu rafetlu la. mais ñu préciser que grossistes privés yi amuñu problème boobu. dañu mas a livrer garab fu nekk ci Sénégal au même prix donc garab yi ni ñu soxla te foofu nag may aussi profito ñu ñaan nguur gi parce que fan yële dund nañ fi ay chauffeur yu yor yóbbu garab dëkk ak dëkk ñu téye leen ñu fanaan ci police ak fanaan ci bedd bi parce que xëy na ñi def loolu xamuñu ni garab dafa bokk ci produit si médecine. donc tey jii di ñaan aussi que grossistes yi c'est-à-dire que livreurs yi ñu identifier grossistes yi ñu bàyyi leen ñu mën seen liggéey gën a di tax pour que garab yi moom fi mu war egg yëpp na fa egg bu ñu bàyyee grossistes yi def seen liggéey loolu moom du problème mais tamit ku ñëw dil aussi di la jàppale tamit ñu jël pour wax si côté boobu mais risque bi rek mooy bu ñu jaawalee garab ak faux médicament. parce que bu mu nekk aussi occasion pour que ñi yor seen faux médicaments yi si di ko jàllale. Sénégal ñeenti grossistes privés ñoo fi am tegu ci wetu PAENA pour di yóbbu garab dëkk ak dëkk bu leen identifier képp ku ci bokkul nañ def attention si ñooñu. ci yenn perspective lañ nekk parce que waxtu waa ngi dem ci yenn perspective lañ nekk pour am suñu industrie pharmaceutique gu bopp parce que aussi dañuy faral di gis ni. ñi fi jàngee pharmacie. di ñibbi seen réew Maroc par exemple boo leen fi tuddee étudiants marocains yi fii jàngee bari nañ buñ delloo seen réew la ñuy def. ñi ñu bàyyi fii mënuñ koo def. ci wàllu investir ci wàllu industrie pharmaceutique yéen a amagul doole bi pour def consortium investir industrie pharmaceutique. wala li fi nekk la ci réglementation moo leen tënk. waaw jërëjëf fi ñu ci toll mooy am na ay sénégalais ay pharmaciens sénégalais yu am déjà ay projets. pour teg fi ay industrie am na industrie bu war a commencer bientôt ay garabam nekk sur le marché mooy Parenterus am na aussi ñu ngi xool nu ñuy fexe ba ñaar ñi fi nekk aussi di liggéey ñu gën leen yombalal seen i liggéey muy Medis ak West Afrique Pharma mais problème bi du ñàkk xam-xam bi du investissement bi xam problème fan la nekk li ma doon wax sànq modèle économique xam nga joxe naa sànq benn exemple Maroc pour ne li ñuy produire foofu noonu Algérie kenn du ko importer mais loolu c'est juste benn élément la ci je crois que il faut que ñu réfléchir globalement et très rapidement mettre en place les conditions du développement d'une industrie parce que industrie du dara lu dul recherche élaborer garab produire ko mettre ko sur le marché mais à supposer que vous soyez compétitif donc il est temps que ñu créer d'abord les conditions pour être compétitif parce que difficulté bi yëpp mooy intrant yi ngay importer pour defal garab au Sénégal dañ ko taxé may sax dellu si gel bi parce que gel bi tey bi pharmacien yi ne ñun bëratuñ si marge état bi dañ ko ñaanoon mu teggi TVA bi. ñu jàpp nag fi dëkk bi toll état bi war na mën teggi TVA bi provisoirement sur les gels pour prix bi gën a wàcc.
donc yooyu tamit mooy dal laboratoire bi industrie bi yëpp soo importer tous les intrants ak taxes yeeg yëpp taxes à côté énergie bi ni mu chéré boo produire dafay cher trop dëkk yi ko réussir yëpp dañuy créer des incitation mooy boo bëggee suuf ñu jox la énergie bi ñu xool nu ñu koy wàññee taxes yi ñu teg sur les intrants bi parce que tey ji commander garab produit fini moo gën a yomb que commander defar garab parce que boo commandé garab bi amul taxe amul douane mais boo produire intrant yi bu amee taxe am droit de douane ak yeneen si ànd yëpp mu gën a cher donc perspective daal mooy Sénégal yi taxaw nañu pour dem ils n'attendent juste que l'engagement et l'accompagnement des autorités. def naa ni ci bokk na ci souveraineté nationale bu ñu tollee ci jamono yu mel nii ba lii dab ñu. ci jàngat yi ñu xool ëllëg nu ñuy taxawoo defe naa ni. ci stratégie nga xam ne état mu ngi koy teg bu ñu génnee ci lii. dina ci bokk wàllu garab waaye dina ci bokk aussi xëy na centre de recherche yoo xam ne ni danañ mën a bokk suñu kàddu jot ci àdduna bi docteur Cheikh Sokhna bëggumoon ñu jeexal sur une mauvaise note. waaye quand même pour wax leen ni yëf yi dëgg la. Italie vient de franchir le cap des 10 000 morts. 10 000 fukki junniy nit. ñàkk nañ seen bakkan Italie 10 000 bari na trop. 889 ñoom la ñu mujjee enregistré. ci bëccëgu tey bi donc ñu yokk fagaru bi yokk fagandiku bi parce que na mu fa duggee dañu ñaan rek bu mu ko fi duggee. parce que xëy na suñu système attanu ko loolu defe naa technicien yëpp. wax nañu ko waaw ñëpp d'accord nañ ci loolu suñu système attanu ko maintenant moyens yi ñu teg tey scientifique yi waxaguñu lu tax lawagu fi xëy na ci ñun la li ñu naan ci niwaal kenn xëy na yàlla rek a xam mais comme nee ngeen du loolu ñu bañ cee xuus. mais xëy na bu ñu jógee ci li docteur Cheikh Sokhna centre de recherche yu am doole yoo xam ne danañu gëstu sax ci feebar yu ñëwagul. dëgg la ak feebar yi nga xam ne ñun moo ñuy gën a dal te du feebaru tubaab yi ñu am ci pexe docteur Assane Diop waxoon na ko ñu bàyyi di jéggaani. wér gi yaram bitim réew parce que finalité bi yëpp finalement. loolu la bu ñu amoon li nga xam ne moom la ñuy jéggaani tey am na ku doon kii wax ni li Covid 19 bi def mooy tënk na fi ñëpp. kenn du ko am ba ne maa ngi dem France. doo yaakaaroo sax dem France parce que fa la nga yëf yi gën a garaaw. centre de recherche docteur ñu tëj am na ku la bëggoon wax ak yow mais jotu la antu mu ngi ba Mali nekk ci dans le domaine de la santé amoon mbégte lool waroon wax ak yow bon daf ko bëggoon jaare ci affectif parce que nee na yaa ko may borom kër Marietou Dieng liggéey ngeen à l'IRD. voilà elle voulait apporter un témoignage quand même ci seen liggéey. ci le docteur Raoult parce que bokk na ci ñoo xam ne tette na ko wax yónnee nañu témoignage bu rafet te voilà xarala gee ñu mayul mu dugg bëggoon na koo def jottali naa la ko voilà bismillah ñu bàyyi la nga tëj ci centre de recherche yi ak nu ngeen di gëstoo ci maladie tropicale yi waaw dama bëggoon wax bala maa tëj rek une seconde rek ma xam ne li docteur Diop wax ci gel hydroalcoolique yi dama bëgg wax tamit ne bu ñu fàttee saabu ordinaire bi parce que gel hydroalcoolique bi dina baax bu amul point 2 mooy bu amul ndox xam nga booy dox di liggéey comme ni ngay liggéey nii di dawal sa oto wala yeneen doo mën am ndox donc jël gel bi pour bañ a nuyoo tout ça baax na mais lavage maanaam ndox ak saabu bi dara gënu ko ba pare Ablaye dafa am ñaari études scientifiques yi ko prouvé boo xam ne Pakistan la di ñu jël ay saabu di ko jox ay quartier ñu jox ñu leen ñu xool leen pendant 50 semaines ñu gis que ne maladie diarrhée gi mooy biir bu daw yi si xale yi ak maladie respiratoire yi wàññee ko ñu de 50%. man étude boobu def naa ko Sénégal gii résultat yi mi ngi en cours de publication 50% de diminution des maladies diarrhéiques respiratoires la ñu am xam naa ne dañ si mën a mës a waxtaan. yaakaar naa ne comme li ma la wax rek coronavirus moom dinañ jàngal lu bari. dinañu jàngal lu bari xam naa ne dinañ guerre ak moom dinañ jàngal lu bari wane na ne. mais daañu ci génn quand même docteur. dañ ci génn incha allah. waaw dañ ci génn. dinañ ci génn mais kay li ñu war a wax kay mooy li di naan nañ limiter dégâts yi c'est-à-dire que nañu coronavirus bañ a door 5-0. mu door ñu 1-0 ñu naan mën nañu bii bi origine ak yooyu donc loolu la ñuy def donc centre de recherche war nañ si gën a góorgóorlu bu baax. Souleymane Mboup maa ngi koy nuyu au passage maa ngi lay wax ne mi ngi si conseil scientifique IHU. créé na IRSF loolu te yooyu duñ ko war a def yu bari. c'est-à-dire université bu nekk dans au Sénégal war nga am benn CHU wala IHU bu dëgër boo xam ne dañ fay gëstu di fa faj
di fa jàngale xam-xam yi gën a xarale ba pare. te bu ngànt amee ñu mu mën ñoo jëriñ. voilà ba pare jumtukaay yu xarale yi Ablaye dañ ko utiliser jumtukaay yu xarale yi am na jumtukaay yu xarale yoo xam ne ni par exemple loo feebar bu ñu ñëwee garab bu ñu ñëwee comme ni ñu koy wax ay PCR yooyu da ngay ñëw rek ñu jël sa deret wala sa lenn teg ko rek mu daal di kii donc yaakaar naa ne loolu président de la République am nañ ministère de la recherche de l'enseignement supérieur de l'innovation war na mën a góorgóorlu pour ñu créer en relation avec les universités et le ministère de la santé créer ay CHU yu baax a baax yu dëgër ci région yi te bañ a yemale yépp Dakar parce que ñun Njaaréem lañ dëkk Diourbel lañ dëkk. xaw ma docteur Diop fu mu dëkk xaw ma Abdoulaye foo dëkk. Mbour parce que sax xaw ngaa jege Ndakaaru ñun Njaaréem lañ dëkk Touba foofu la ñu fi am donc Touba fi mu toll nii. Touba war na am CHU war na am centre war na am institut hospitalier universitaire ak université bu mag boo xam ne dañuy doomu jàngoro yi fa la ëppee. waaw parce que gis nga ko bu yàggul sax dañoo nekkoon ci ay nañu tabax ay hôpitaux. mais war nañoo dépasser loolu. man liggéey naa si màggal les risques infectieux léegi ay université man liggéey naa si ce qu'on appelle les risques infectieux au grand rassemblement parce que OMS dafa jël léegi grand rassemblement comme une problématique de santé. man liggéey naa si màggal Touba commencé naa si liggéey. mais gis naa ne am na ñu ko waxee feebar yoo xam ne si ay màggal yooyu la gën a bëri. loolu bu ñu ko xamee. di ko tegtal autorité sanitaire ak autorité religieuse comme ça bu commencé ñëw ñu ne kat vaccin bi war nañ ko def contre la méningite parce que am na fa wala contre la grippe wala war am na fa wala sibiru am na nañ joxe ay sànke xam nga loolu dafa baax pour ñu mën a conseiller comme ça yow fi ngay dem nga xam ne fi li nga fay dem kat di nga fa fekk ay jàngoro mais nii laay doxalee pour ñu def ko. di jërewaat kañ ngeen mujjee wax. yaa ñetti fan si ginnaaw rek. moom nu mu déggoo yëf yi parce que attan na ko la. waaw moom nag xam nga ni ñëw daal góor gu dëgër. waaw moom góor gu dëgër la moom ni ma koy waxee rek moom il aime nager dans les eaux troubles comme on dit c'est mon contraire. yóbbante sénégalais yi daal nee ko. parce que corona ni mu ñu sonalee. nee ko bu dee moo sauvé àdduna bi bu ñëwee. danañ ko defal sargal bu weesu bañ doon defal Sadio Mané loolu moom bu ñu jógee ci lii ak jàmm. waaw danañ ko defal sargal bu rëy ndax ci ñun la bokk. ñu tam dinañ ko ndamoo ne sénégalais la. ñu ñaan rek li nga xam ne nii moom la digle. te autorité wu Sénégal yi jël ko nar koo doxee. muy pexe mi mu joxe nii moo koy faj nag mooy ñi mu dal. donc bu kenn jóg ne xaaral ma wuti loolu pour mu bañ maa dal waxaguñu loolu. pour mu bañ ñoo dal amul ñetti pexe. raxasu ba set foo génnee balaa ngaa dugg raxasu bàyyi saafonte beeg laamisoo bi ak it moytu toog jàpp suñu njàmbur ci kër yi. dëgg la donte waxaguñu ni activités yi reprendre na école waragul ubbi école moom pour l'instant kilifa yi dinañ ci wax waaye def naa xel xalaatul ubbi ci information yi France moom yokk na ba le 18 avril école yi ba léegi tënk nañu ko ba le 18 avril ndax ñoom it situation bi ñu toll xel xalaatul ñuy ubbi ndax ñoom it li mu ñey dee ma ngay yokk rek ba seen hôpitaux yi rawatina bu région Île-de-France nga xam ne mooy région Paris débordé na ba xamatuñu fi ñuy def malade yi dañuy jël malade di leen transférer ci yeneen i diwaan ak yeneen diwaan yi def ay hôpitaux militaires du sax ay hôpital yu taxaw ci miir ay tente la yàlla nañ ci yàlla musal ñu am na lu bari loo xam ne suñu système amu ko attanu ko li ñu leen mënee nag mooy lii ñu defagum fexe ba mu law yaatu waaye nag suñu dundin aussi am na loo xam ne bu duggee peut-être que day teel a mën a law donc pexe mi ñu fexe ba mu law ñu góorgóorlu ci digle yi du ñu leen tàyyi di leen ko fàttali raxasu ba set moytu génn bu bari bi wàññi soxla yi ci biti te booy génn nga defandoo fukki soxla gaaw duggaat ndax am na soxla yoo xam ne mënuñu leen a boole waaw te bu ñu fàttee couvre-feu bi 20 heures la ñuy moytu sénégalais yaa ngi ci dox léegi docteur Assane Diop waaw kàddu bu mujj rapidement rek mooy delloo njukkal presse bi parce que seen liggéey bi ñuy liggéey am na solo trop parce que ñu ngi fàttali delloo njukkal corps médical bi mais ñaan ñu accélérer li may tuddee décloisonnement secteur privé secteur public parce que suñu système de santé bi yenn saa yi daf koy xaw néewal doole ñu fexe ñu ñëpp joxante loxo bokk liggéey xam ne benn ennemi la ñu am tey muy corona ñun ñëpp jóg daan corona respecte nag li ministère de la santé digle raxas loxo toog suñu kër yi moytu rassemblement yi voilà
corona xanaa ñi kàngam yi jóg yëpp fas yéene léewatoo. ne ko léewatoo bi moom defe naa dañ koy jéggi sax parce que corona jarul la léewatoo jarul la dugganteel nañu ko daan rek te duñu léewatoo ak moom. lu mën a nekk la ñu leen di gërëm ci suñu point corona tey ñu amoon mbégte doon fi dalal DJ Rawat laa waxoon presque moom la parce que vraiment ñoo bokk liggéey bi moo ko gën a xam fii ci Sénégal. février la fa jóge xam naa daf fi bloqué fan yi sax waaye bu yëf yi yembe rek dana dellu ci unité recherche yu Marseille yi nga xam ne nii moom Cheikh Sokhna daf ci jiite benn di jëraw di ci jiite ci benn ñuy ay collègues di waxtaanee stratégie bi dégg ngeen ko lim ñu ci expliqué yëpp hydrochloroquine bi pexe la Sénégal jël na ko pour fajee ko malade yi Sénégal toll ci 130 malades contaminés ba fi mu toll nii ñuy ñaan yàlla bu mu yokk waaye ñu gën a farlu ci digle yi jërëjëf Pape Samba de l'autre côté ñuy gërëm ñi ci jàppoon ñëpp incha allah suba est-ce que dinañ fi dellu si sax waaw en tout cas lundi ñu ngi fi incha allah ci beneen point corona merci jërëjëf. salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm yàlla na wopp gi génn dëkk bi génn àdduna bi ñëpp mën a am ci jàmm mën a nekk ci jàmm tey nag moom dañoo génn Ndakaaru ñoo dugg Rufisque ñoo ngi nii ci entrée Rufisque bi ci rond point bi tey gis ngeen tey ji sama gars yi sama mbokk takk der yi dañ maa solal gis nga nii bii nag moom mooy bii mu leen naan camouflé waaw bii leen naan suppu kànja bi moo nekk nii tey ji moom laa leen solal inspecteur Ndoye Bane tey lépp lu xew ci mbedd Ndakaaru yi Tëngéej Bargny lépp dañ leen koy wan ngeen gis ko tous les jours chaque jour ñoo ngi sur le terrain ànd ak les forces de l'ordre tey nag ñoo ngi fii ci Tëngéej entrée Tëngéej bi moo nekk nii rond point bi fi ñuy wax daral bi xaw ma defe naa juuti bi xaw ma mooy fii nii commissaire Dramé bi nga xam ne moom moo nekk commissariat central moom ci boppam lañ fas yéenee àndal moom ak commissaire u Tëngéej bi ñu ànd wër Tëngéej dugg Bargny soo moytu sax ñu génn Bargny continuer dem ba boori Diamniadio mais en tout cas lépp loo xam ne boo fa bokk ci Tëngéej rek incha allah tey ci guddi gi fii la ñuy nekk ak ñoom xool ba xam waa Tëngéej ñi ngi nelaw wala nelawuñu kon boog sama gars yi topp leen ñun couvre-feu. lan mooy mission bi fii tey à Rufisque. waaw dañoo ñëwoon pour xool d'abord gis naa ne yaa ngi ci terrain bi donc dañoo ñëwoon pour gis dispositif Rufisque bi donc encourager éléments yi. jëm a xool aussi naka la ñu mën a améliorer rek. loolu mooy suñu tànk. waaw xam ne laaj ko aussi comment ça se passe su fekkee ne lépp mu ngi jaar ci jàmm ak salaam rek. waaw tey kii bi fan biir Tëngéej rek la ou bien. Tëngéej non dañuy dem ba Bargny. waaw xool dispositif police bi yëpp parce que defoon nañu centre ville bi def nañu démb ba Guédiawaye fekk nañ la fa donc tey aussi ñu ngi dem ba Bargny demee xool aussi dispositif bi naka la tëddee. waaw encourager aussi éléments yi rek xam ne lépp benn combat la xam ne ennemi bi c'est invisible donc ñëpp ci war a jàpp population beeg policiers yëpp. boo ko defee ñun ñëpp ñu def fu may wax yow nii directeur sécurité publique la laa wax moom tam mu ngi Pikine. muy côté Pikine donc pour wax ne ñëpp daal ñu ngi ci terrain bi. waaw ginnaaw bu ma leen nuyoo remercier leen si ñëw bi ngeen ñëw donc comme ni ko sama kilifa waxee dafa ñëw xool dispositif bi bon Tëngéej ñi ngi sant yàlla vraiment di remercier population bi vraiment ils ont compris le message en tout cas de toutes les autorités que l'heure est grave et ils se sont conformés donc à 100% donc aux instructions de l'autorité donc on n'a pas eu de difficulté vraiment à Rufisque vraiment nit ñi fu 20 heures jotee ñëpp fatu et di éviter déplacement yi au maximum parce que solution bi loolu la ku nekk toog fa nga nekk vraiment ñaan yàlla mu yemale fi jàngoro bi nos éléments aussi sont très engagés à l'image en tout cas de la police nationale ñëpp ñi ngi ci terrain bi ba 6 heures du matin
pour que li nga xam ne moom la autorité yi décidé ñu jëmmal ko vraiment à Rufisque ñi ngi sant yàlla encore une fois di féliciter population bi pour leur esprit républicain vraiment pour leur sens de la citoyenneté voilà. jàppagu leen kenn depuis lundi ba depuis premier jour ba léegi. waaw am na ñu doon jàpp am na ñu doon jàpp am na véhicules yi mettre en fourrière donc comme liggéey bi parce que tey dañuy yokk rek suñu taxawaay mais liggéey bi fekkoon nañ si ba pare. waaw fekkoon nañ si mais dañu gën a dëgëral suñu taxawaay. dégg ngeen ko ni ko commissaire Dramé waxee ak ki nga xam ne moom mooy commissaire u Tëngéej bi dañ leen di topp ñu wër biir Tëngéej ak la ko wër daal di dem Bargny suñu jógee Bargny ñu au début ñi ngi àndoon ak ki nga xam ne moom moo di El Hadj Cheikh Dramé di commissaire central de Dakar moom lañ àndaloon tey jii dem fële nga xam ne moom moo di Tëngéej gis ngeen ni ñu dugg see Tëngéej ak force yi ni nga xam ne ñi ngi woon ci ruq-ruqaanu Tëngéej yëpp ñi ngi fa woon ñu wër Tëngéej yëpp wër nañu biir Tëngéej dugg ci biir ruq yi xool ñëpp Tëngéej tëdd nañu vraiment ñi ngi féliciter population Tëngéej bi bu baax a baax a baax a baax nit su nekkee ci am réew day jéem a topp ca charte waa réew ma la waa réew ma bëgg ñu nekk ca pour daan wopp ji nga xam ne moo lëmbee àdduna bañ jógee Tëngéej nag dem nañu Bargny dugg ci ruqalukaanu Bargny yëpp xool ànd ak commissaire bi nga xam ne moom moo yor sécurité ba foofu ca Bargny dem nañ fi nga xam ne moom lañ naan guy murit tamit dem nañ fa fekk fa tamit policiers yi nekk fa ruqaan yëpp policiers yi ña nga fa yor sécurité bi gis nañ ni waa quartier boobu waa dëkk boobu ñëpp tamit ñi ngi seen biiri kër toog leen seen biiri kër la ñu wax Tëngéej ñi ngi seen biiri kër Bargny ñi ngi seen biiri kër waa Guy Murit ñi ngi seen biiri kër di félicité bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy médecins yi ñoom ñooy waa kër docteur nee nañ heure bu ñu xëyee nañuy raxas loxo yi suñu génnee nañuy raxas loxo yi tey moytu rassemblement bi moo tax gars yi indi li nga xam ne moom moo di couvre-feu ñu bare bari xamuñu lañ mooy couvre-feu mais fii que ay jëmmi jamono dinañ leen indil beneen émission boo xam ni dañuy jël waa ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy liggéey ñu expliquer ñu lan mooy couvre-feu ak lan mooy état d'urgence c'est très important kon boog ñi ngi sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan groupe Futurs Médias ñi ngi seetaan TFM ma ànd ak sama caméraman bi nga xam ne moom moo di Mbissane disponible di teg lépp ci yoon kon boog fépp koo xam ni ruq-ruqaan la ci réew mi waxuma la Dakar ci réew mi incha allah day def fa teg sunu tànk tey nag gis ngeen ma tey nii laa wàccee su subaa tamit di ngeen ma gis waaw bii moom c'est la gendarmerie nationale incha allah beneen bi yoon dinaa leen te jamal boor yi nga xam ne la police nationale bii c'est la gendarmerie nationale incha allah beneen yoon dinaa leen indil la police nationale beneen yoon ma indil leen armée nationale c'est la TFM. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias gis ngeen ne booba ak léegi ñu nekk ci combat bi di daan coronavirus gis ngeen ko si suñu ay plateau yi nga xam ne ñu ngi leen koy digtal booba ak léegi dañ ci wëy ngir rek bi la jàngoro doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku fii ci réew bu Sénégal tey jii nag ñu nekk ak kenn koo xamante ni mu mel ni miin ngeen kanamam di wëy di sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wu Sénégal ci bi la jàngoro di coronavirus moo di professeur Seydi nekk chef bu service des maladies infectieuses et tropicales bu hôpital Fann professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi ak waa Sénégal yëpp ñu ñuy seetaan tant que dépassé wul vraiment yenn nombre yi mun nañ ko dékku toppatoo ko nu mu waree
waaye am na nombre bu jéggi dayoo bu muy yegg dootuñ ko mën a def te dina indi musiba bu rëy message boobu dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp ëpp nañ 100 patients. Laver les mains chaque jour régulièrement. Bandam assalamu alaikum Sénégal coronavirus ko ñaw bondo nan do ender leydi Sénégal ndetto den jolden jude men sabunde hala baccel wala bom so sabunde badakima étagel antiseptique moma a jude ma hala ndento den oto ñaw ko ñaw bondo rentade pour safrade yo Allah sunu salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fu waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu waxtu wi taamu li nga xam ne moom mooy programme mu télévision Futur Média rawatina seen émission diaspora mbégte la ñuy am nag saa bu nekk ngir dégtal leen émission bi nga xam ne yéen a ko moom yéen sénégalais yi nga xam ne yéen a nekk bitim réew mardi bu jot ak jeudi bu jot ñu ñëw ak yéen ci def le point xool naka la ngeen nekkee fi nga xam ne fa ngeen nekk di leen wan rek ne groupe Futur Média rawatina nag télévision Futur Média rawatina diaspora mi ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ndax nag ñun ñoo wax seetu askan bi te seetu askan bi buñ ko waxee penku ba soowu ak fu mu mën a doon fu doomu Sénégal nekk ci àdduna bi rek waxtu wi yow lañ ko jagleen niñ leen ko defalee nag tey jii dinañ ñëw ak yéen ci waxtaan yu am solo ak échange yoo xam ne am nañ yaakaar ne dina leen amal njëriñ dinañu dem Turquie fekk fa nag ki nga xam ne moom moo di président association sénégalais yi nga xam ne moo nekk foofu ñu koy wax Mokhtar Sow bu ñu fa jógee dinañu dem fi nga xam ne moom moo di Cotonou bu ñu jógee foofu dinañ dem ay gox yu bëri yoo xamante ne suñu doomu réew ñoom ñoo fa nekk ñu leen di nemmeeku di xool ci lan la ñu nekk xam ngeen ne waxtu wi bitim réew nit ñaa ngi toog ci biir kër yi mënuñoo génn mënuñoo dem fenn te loolu nag dafay baax li nga xam ne moom moo di sori sa réew rek dafa métti boo ci bëggee boole am nattu boo xamante ne mu di jàngoro bu suñu borom wàcce mu nekk lu tuuti l'infiniment petit nga xam ne bët mënu koo gis ba noppi tamit mu nekk koo xam ne lu naqaree xeexal la waaye nag xarañte bi nga xam ne am nañ ko mooy rek suñu doom yi nga xam ne ñoom ñoo di rek kër docteur ñi ngi ci def li nga xam ne moom moo di ay jéego yu am solo du ma tàyyi mukk di delloo njukkal ñi nga xam ne ñoom ñoo di képp koo xam ne rek xeet bi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu kër docteur ci Sénégal nga xamante ne seen xarañte foo ko natt rek weesu na ko te bu nit ñi tëddee di nelaw ñoom ñi ngi ci hôpitaux yi ñi ngi daj loo xalaatul risque bu nekk ñi ngi koy jël waaye loolu yëpp nag moom moo tax saa bu ñu toogee rek dañ leen di rendre un hommage vibrant di leen wax yàlla na leen yàlla dooleel ba
lépp jóge ci ñoom ñu saafara ko rek mu daal di nekk loo xamante ne mbégte Sénégal ak mbégte àdduna lay doon. dinañu dem tamit Italie dem fi nga xam ne moom moo di Espagne ndax xam ngeen ne fi mu nekk nii épicentre li nga xam ne moom moo di jàngoro bi foofu la ca Europe ñuy nemmeeku suñu mbokk yeeg suñu doom yi di leen wax ne groupe Futurs Médias mi ngi fi diaspora mi ngi fi di seen émission yéen doomu Sénégal ngeen war a mën a ñëw dugg ñu fas yéene waxtaane tamit ay points yoo xamante ne yu am solo la. lépp nag mi ngi xewee ci biir léegi nag laata ñuy sori di leen wax ne tamit dinañ li jël ñi nga xamante ne par Skype rek dinañ mën a dugg ñoom i tamit ñu gis leen ñu jokkoo li nga xam ne moom moo ciy jiitu rek nemmeeku bi seen waa kër yi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi fii rek daal di xam ne ñoom itam ñi ngi ci jàmm joo xamante ne jàmm ju sax la taw a dakk ñu leen koy ñaanal fu doomu Sénégal mën a nekk suñu xel dina dem ci ki nga xam ne moom moo di Famara Sow moom i tamit waxtaan naag man sànq waxtaan bu am solo bu daw yaram ndax nee na ñoom fële ñu nekk rek muy ca Milan Brescia muy ca Italie ñi ngi def nag solidarité boo xamante ne bu am solo la solidarité boo xam ne day jóge ci doomu Sénégal yi dem ci doomu Sénégal yi nekk foofu waaye itam solidarité boo xamante ne day nekk ci ñi nga xam ne ñoo leen yaatal seen biir réew ndax Italie nag luñ ci mën a wax doomu Sénégal yi fa nekk même bu fekkente ne am na yenn yoo xamante ne mus na faa am itam yaatal nañ leen bu baax macha allah kon tey jii bu tiis dalee ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Italie rek ñoom ñi ngi leen di bàyyi xel ndax xelam dem na ci nee na 1989 ba li nga xamante ne génération lii am nii tey jii mu di ay couvre-feu yu ñu mel amoon na ca jamono jooju fekkoon na ko mu nekk Italie am na jéego yoo xam ne defoon na ko ca yooyu yëpp dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci tam ñi nga xamante ne waxtu wi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk rek nee na am na sénégalais yoo xam ne génn na fa àdduna naka la ñuy def rek ba ñu mën koo andi ci conditions yi nga xam ne noonu la demee loolu tamit dina nekk ay points yoo xamante ne dinañ ko waxtaanee ak yeneen yoo xam ne loolu yëpp nag duñu ko wax ci sommaire bi dañ leen di bàyyi ngeen découvrir ko plus ñuy dem rek danañu jokkoo itam ki nga xamante ne moom moo di El Hadj Ndaw son excellence nga xam ne nag moom ambassadeur la foofule ca li nga xam ne moom la ñuy tënk ca réewum Amérique rawatina fi nga xam ne moom moo di New York moom it dinañ ko jokkook moom ñooñu ñëpp nag tey jii di ay doomu Sénégal di leen wax ne numéro yi changé wul dinañ leen woo waxtu wi fi ñu toll wax naa leen ko keroog nee naa leen réew mi dafa toll foo xam ne kenn ku nekk da ngaa war a doon sa soldaaru bopp ñu gis comportement yoo xamante ne dañuy soññaat rek du ñu donneur de leçon waaye bëgg nañ ñu bàyyi xel ci dangerosité wu li nga xam ne moom moo di jàngoro jile di coronavirus ak matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël jàngoro joo xam ne la nee nañ la du borom alal du alal moo koy faj li koy faj rek moom mooy nga toog sa kër te boo toogee sa kër itam minute bu jot rek ak wala waxtu woo toogee ba nga xam ne am na loolaal rek nga dem daal di raxas sa loxo ak li nga xam ne moom di savon ñu gis ni tamit xale yi ci réew mi suñuy doom lañ ñoom ñëpp ñenn ñi suñuy jarbaat lañu ñu bëgg rek ñu daal di ànd ak dal te toog te xam ne li nga xam ne moom la ñuy def du couvre-feu pour coono waaye couvre-feu pour santé la santé boo xamante ne mi ngi jëm ci yéen jëm ci génération yii di ñëw kon génération yii ak jeunesse bu consciente boo xamante ne bii am na loo xamante ne du ñu ko mën a rafetlu waaye du ñu ŋàññi kenn li ñuy wax rek mooy delloosiwaat leen ñu toog ci kër yi te xam ne lii ñuy def ak di ko liggéey te chef de l'État décrété ko du dara lu dul rek ngir jëm ci suñu wérgu yaram ndax nag bugguñu benn yoon jàngoro bi egg fi nga xamante ne fa la egg ci yeneen réew yi ndax ñoom sax bu ñu gisee yenn image yi dañuy jaaxle waaye ànd ak lu mu munti doon may am yaakaar ne rek loolu début bi la woon waaye xale yëpp dinañ toog seen biir kër yi ndax ñun ñëpp dañ leen a yéene jàmm ndax ñoom ñooy génération ñoom ñooy jeunesse su ëllëg ñoom ñooy yaakaaru ëllëg kon loolu soññ la woon boo xam ne rek dañ leen ko doon wax ñu toog ci kër yi ba li nga xamante ne moom moo di jàngoro ji rek ñu daal di gis li nga xam ne moom moo di li koy faj ci biir loolu ñu wax naa leen ko dañuy dooree waxtaan wi jokkook sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Turquie parce que ñoom itam ñi ngi lim dëkk yëpp di leen bàyyi waaye bu ñu fàttalikoo lu mat 2000 sénégalais ñi ngi foofule fi nga xamante ne moom la ñuy woowee suñu xarit rek ki nga xam ne moom moo di Mokhtar Sow nag président association la foofule ca Istanbul mu fas yéene ñëw nag andi li nga xamante ne moom moo di waxtaan andi contribution am ñu wax ñu suñu doom yi nekk foofule muy ay sénégalais nan la ñuy def nee na boobu ba léegi ñu ngi leen confiné waaye nan la ñuy dundee li nga xam ne moom moo di situation bi xam naa ne dañu koy dugal léegi rek wala apulaay ñu dem ci image yi nga xam ne jot nañu ko am foofule ca Turquie doomu Sénégal ñi ngi fépp ci àdduna bi ñoom nag moom Mokhtar Sow la tudd ñu dem xool yi quelques images de yi nga xamante ne moom moo di en Turquie nga xam ne jàngoro baa nga
fa waaye ñoom it nee nañu arrêté nañu bii di ñëw li nga xam ne moom moo di julli ci jumaa ji waaye lenn nag loo xam ne war nañ koo waxtaane moo di dañuy continuer di noddu même bu fekkee arrêté nañ julli yi waaye nodd bi moom di jib dafa baax lool te xam naa ne dinañ ci bàyyi xel nee na Turquie moom ñi ngi koy continuer comme niñ koy defee màkkatal mukarrama ndax nag turu yàlla ak nodd yi dina dàq lu baree bari kon xam naa ne mag ñi may seetaan dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax même bu fekkee ne julliwuñu ci jàkka yi ñu teg fa ay bande sonore yoo xamante ne dina mën a nodd yi di fa jib tout le temps loolu da ci am solo te ñoom Turquie exemple boobu la ñu jël ñu dem xooli Mokhtar Sow Apulaay moom itam moom mi nga xamante ne moom moo nekk Turquie rek jiite fa association boo xamante ne bu am solo la waaye li ma la leen ko waxee sànq rek à l'entame de l'émission bu loolu wéyee dinañ dem fi nga xam ne moom moo di Espagne itam gis nañu ni nga xamante ne noonu la fa situation bi tëddee fan yii yëpp loo xam ne la daal lu jaaxal àdduna l'infiniment petit la yëngal les grandes nations mu doon situation boo xam ne personne ne s'était préparé à ça kenn yaakaarul ko woon li nga xam ne moom moo ci gën a doy waar nag moom moo di propagation bu gaaw bi nga xam ne am na ci wàllu wàllante bi moom moo tax ñuy soññaat ñëpp rek di wax ñëpp nañu toog ci kër yi te xam ne rek yàlla sunu borom dina ci andi saafara te yàggatul dara kon nag apu ñu dem xooli élément wala mi ngi en ligne voilà Mokhtar Sow moom nag ma wax leen ko moom moo nekk foofu le nga xam ne moom moo di Istanbul ñu ngi lay nuyu Mokhtar allo ñu ngi lay nuyu bu baax waaw allo Mokhtar Sow waaw ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm yow yaa nekk fi nga xamante ne moom moo di Istanbul rek nga yore association boo xamante ne bu am solo foofule ca Istanbul ñu lay déglu di la laaj nag situation bi gannaaw ba nga nuyoo ba pare ñi lay seetaan di la déglu. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mokhtar. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. di nuyu waat di nuyu at. waaw. dëgg la jërëjëf yéen a ko moom. jàmbaar lool. sax suñ xol yeeg. suñ xalaat yi ci yow. kon yow bu ñuy masawu bokk nga ci ñi war a jëkk a masawu. dëgg la ndeysaan. ndax diaspora bi da nga cee bokk saa su ne yaa ngi koy doxee yaa ngi koy waxee. jërëjëf Matar. waaw ñun nag ñu ngi Istanbul. di nuyu sénégalais yi fi nekk yëpp. di leen masawu tamit. di nuyu fédération bi nga xam ne moom lañu nekk ak ñi ci ànd ak di ci liggéey yëpp rek. dëgg la. di nuyu suñu ambassadeur aussi Serigne Moustapha Mbacké. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar son excellence. waaw. di la wax ne yaa ngi def liggéey bu am solo. jërëjëf Mokhtar. waaw léegi ñu bëggoon a xam rek situation des sénégalais d'Istanbul yooyu nga xam ne ñoo nekk foofu déjà nee nga ma 2000 lañu foofu macha allah nga wax ma rek situation bi nga xam moom lañ nekkee yéen a ngi ñu ngi leen confiné yéen a ngi ci kër yi lan nga ñu mën a wax ci tey jii actuellement ci bis bii ñuy wax ak yow ak waxtu wi lan moo am foofu ci sénégalais yi nekk en Turquie. waaw comme ni ko ñëpp di dundee rek ci àdduna bi. dundin bu métti rek waaye ñu ciy sant yàlla bu baax. gannaaw bañ doonee ay jullit. dëgg la. nangu it dogalu suñ boroom ne moo wàcce feebar bi ci àdduna bi yëpp. waaye ñi ngi ciy sant yàlla. di masawu képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo Istanbul yaa ngi yeewoo Turquie. dëgg la. ndax moodu jàmm dong ko jig. dëgg la. te ñun ni ñuy liggéeyee ci secteur informel bi ñu nekk xamuñ lu may xëy jaayi. ngoon jot ñu ñibbisiwaat suñu kër yi lu ñu am bokk kook waa Sénégal. yàlla nag bu ñëwee ak dogalam. ku ne xam na ne Istanbul jamono yi. lu tolloog une semaine wala 5 jours et quelque ngi nii kenn génnut sa kër. kon loolu lu metti la. kenn ñemewut a dem fenn ñëpp a ngi toog ci suñ kër yi. ndax feebar bi defe naa ne ku ko xamul rek moo koy caaxaane. mu mel ne nag nee nga ma y a plus de 2500 ressortissants sénégalais yu nekk foofu. waaw plus de 2500 sénégalais ñu ngi fi. ñu nekk ay jàmbaar lool nag sénégalais yu am jom. yoo xam ne wax dëgg yàlla ñeewante naa leen lool sax. ndax Turquie dafa nekk nouvelle destination sénégalais yi bëgg ko. jublu fi ay xale képp fi nekk. waaye ñu nekk ay jàmbaar. naka ngeen di dundee feebar bi déjà amul benn sénégalais mara day taali boo xam ne dal na ko.
non macha allah alhamdulilah ba fii ñuy wax ak yow moom. amul benn sénégalais bu mu dal yàlla bu mu fi dal kenn. allahumma amiin. ndax ñun xam nañ système santé bi nga xam ne am na fii wax dëgg yàlla dañ ciy xalaat bu baax a baax ndax dëkk bu santé cher la fay feebar faju fi daf fee cher te mu métti lool. système sanitaire bi Turquie foofu noonu en général dafa nekk loo xam ne lu jafe la dafa cher. dafa xaw a cher xaw a métti lool moo taxit juguñ ci sensibiliser keroog ba fi feebar bi duggee ba léegi daanaka chaque jour. ñi ngi sensibiliser sénégalais yi. ñu gën a bàyyi xel ci liggéey bi looloo tax mu xaw a gën a métti ci ñoom ndax ñoom ñëpp ñu ngi toog seen kër yi di moytu. système sanitaire maanaam boo ñu ko doon waxal tey jii ku feebar pour nga faju Turquie nekkul loo xamante ne lu yomb la. non dafa xaw a cher nag parce que Turquie yi. pour nga feebar faju fi yomb dafa am assurance booy am. assurance boobu nag chaque weer daanaka da lay dikk lu tolloog 500 euros. non 100 euros. 100 euros par weer. par weer. loolu nag daanaka ñu bëri mënuñ ko. moo tax boo feebaree faju fi xaw na fi cher tuuti yàgg nañ koo jàmbat tamit suñ autorité yi. moo tax ñun juguñ nag di sensibiliser sénégalais yi pour ñu moytu. dëgg la. akam bu dara xewut la fi faju métti waxatuma la bi nga xamee ne tey jamono jii nga xam ne àdduna bi lii da koo lëmbe te ñu nekk fi ay gan. dëgg la. te nag bu ku waxal yàlla rek xam na bu dara amee surtout lu mel nii seen waa dëkk la ñuy gën a favoriser que ni ñi nga xam ne ay étranger lañ. dëgg la. kon nag ñu ngi ciy sensibiliser waat sénégalais yépp di leen di dalal xel yi tamit waa Sénégal. yéen a ngi ci jàmm bu baax macha allah. waaye ñu ngi si jàmm bu baax. ñu ngi sant ndax gën a wéyal rek li nga xam ne mooy sensibilisation bi. waaw tey jii rek boo toxoolee cas bi ñoom ñi ngi am tey 3629 cas yoo xam ne positif la. 3629 yu positif. yoo xam ne moom positif na te ñu ngi ci 75 morts bi mu amee léegi. waaw loolu doy na waa léegi nag. waaw lu doy waar la état bi tamit ñun nag mënuñ lu may. dox ci sart yi nga xam ne moom la état bi teg ci seen réew mi te mooy ñu moytu. toog ci suñ kër yi ñu ngi ci nag. dëgg la. te dañoo déggoon ne fan yële ci ginnaaw dañu ne président dëkk boobu mu di Erdogan moom daf ne woon jàkka yi du ko tëj. waaw jàkka yi nag tëjuñ ko. nit ñi dañuy nodd rek. mais kenn du dem julli kenn julli jiwul. non kenn julli jiwul ba même àjjuma bii di ñëwee la même chose barki démb sax oote na ñu ubbiwaat jàkka yi ñëpp dem dugg ci di ñaan yàlla. waaye bu doy tere du taxit dañuy jël ay matuwaay yoo xam ne distance yi ñuy wax ak masque yeeg gants yeeg yëpp dañ koy yor tamit fexe nañ daal ba def loolu waaye moom ñi ngi noddu. mais demuñ di julli ji ci biir jumaa ji moom. jërëjëf Mokhtar Sow sa contribution am na solo tey nga njëkk a dugg pour wax ci li nga xam ne moom moo di émission diaspora bi waaye nag dinaañ amaat yeneen ak yeneen yi waxtaan yoo xamante ne comme ni ma la ko waxee rek président groupe bi moom dafa leen ubbil antenne bi ngir ngeen mën a wax li nga xam ne moom ngeen nekkin seen nekkin foofu kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax moom nag je rappelle que mi ngi tudd Mokhtar Sow ma nga nekk fële ca Turquie doon wootee Istanbul ñu ngi lay jaajëfal Mokhtar. waaw di la jaajëfal yow it. di wax président tamit ñi ngi rafetlu bu baax initiative bi mu jël. te muy dimbale moodu yi. ndax aussi tamit buñ ne. budget Sénégal moodu yi dañ ciy contribuer bu baax a baax tey lii am mu xalaat jëlaat ci loolu delloowaat leen ko. waa Istanbul tamit ñi ngi koy tàllal loxo di wax tamit ne autorités yi bàyyi xel. Istanbul nañ bàyyi xel bu baax a baax sénégalais yi fii nekk ndax lii ñu la wax nii bokk na ci li ñuy dund muy système santé bi xaw na fi doy waar kon ñu ngi lancé appel état Sénégal. ñu bàyyi ñu xel bu baax a baax ndax gis nañ statistique yi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ci télé bi sax. dañ ciy fàtte boole dëgg la. très bien moo tax ñu bëgg tamit ñu bàyyi ñu xel bu baax a baax ñu ngi rafetlu bu baax nag. li nga xam ne moom lay suivre gis nañ ni la diaspora bi ñoree. télé bi tamit mu ki nga xam ne mooy PDG bi di Youssou Ndour tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax lii lu am solo la. dëgg la tey dalal nañ xelu njaboot ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal te seen njaboot ne Istanbul ndax wax dëgg yàlla fu ne la lay nit di woowee. waaye nag su lii amee ba nga xam ne mën nañ ñoo dégg xam ne ñun sénégalais yi kat ñi ngi toog ci suñ kër yi. li taxit feebar bi moo tax ndax ñoom ci seen bopp sax dépassé na leen. d'accord. kon ñi ngi ñaan yàlla sénégalais yi fi nekk répp yàlla na yàlla
sàmm ñu yal na yàlla wattu leen yéen waa Sénégal it yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla jëlee fi feebar bi ci lu gaaw a gaaw allahuma amin amin yaa rabal alamina yàlla na suñu borom def dégg ak topp ndax waxtu wii nag waxtu ñaan la tamitam gannaaw docteur yaa ngi def seen wàll na kenn ku nekk jël matuwaayam ba noppi tamit ñu boole ci ñaan yi ndax ci la bokk ñi ngi koy jaajëfal bu baax moom Mokhtar Sow muy président fédération des Sénégalais de la Turquie donc mooy fàttali rek ne am na 2500 ci xayma rek yoo xamante ne ay sénégalais lañu macha allah yoo xam ne ñu nga foofule donc moom moo doon woote noonu di ñu expliquer ñoom ñi ngi en confinement depuis jeudi dernier donc nag ñi ngi koy jaajëfal wax na ne am na 75 personnes yoo xam ne décédé nañu yàlla na suñu borom yërëm leen yéexee ñu te moytu te dandale ñook jàngoro bi mu daña dal benn xeet ci àdduna bi ci biir loolu wax naa leen ko émission bi yéen a ko moom dañuy jël nag ki nga xamante ne moom moo di monsieur El Hadj Ndaw muy consul général bi nga xamante ne moom suñu xarit la yàgg nañ koo fekk Amérique moom El Hadj Ndaw muy def liggéey bu am solo moom nag moom la ñuy jël léegi ci ligne bi mu wax ñu ndax New York itam depuis mars bi passé tamit feebar ba dugg na fa ba daanaka sax dañoo tëj fi nga xam ne moom moo di New York ni mu toll ak ni fa sénégalais yi mel moo tax ñu ne dañu koy woo moom i tamit nemmeeku daal di xool nag li nga xam ne ñoom ban taxawaay lañ ci am ci li nga xam ne moom moo di jàngoro gi son excellence ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñi ngi lay nuyu bu baax di la dalal di rafetlu li nga xam ne moom moo di woote bi. di la gërëm di la wax nag nga nemmeekul ñu déjà yéen seen taxawaay bi nga xam ne moom ngeen am ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare di wax ne gëj nañoo gisee lool son excellence. dëgg la Kebs maa ngi lay nuyu bu baax di vraiment am mbégte jokkoowaat ak yow. di profiter ci occasion bi di nuyu ñi nga xam ne ñooy suivre TFM fu ñu munti nekk rawatina émission bu am solo bi émission diaspora. di rafetlu ci dëgg-dëgg sentiment bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp am envers doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew. rawatina excellence monsieur le président de la République. moom it gis ngeen toujours daan xabar cette sortie daral ci loxo ñi nga xam ne ñooy sénégalais de la diaspora yi. kon ci kaw loolu bettuñu yéen aussi ngeen boole ñu ci programme ngeen di def. di ci waxtaan ak ñun nemmeeku doomu Sénégal yi ni ñu toogee fii. liñ ci mën a wax mooy alhamdulilah fii léegi may wax ak yow. amaguñu taawu sénégalais boo xamante ne feebar bi jot na ci moom. macha allah. dëgg la am na benn prévalence bu xaw a jéggi dayoo boo xam ne mi ngi koy am fii ci États-Unis rawatina ci New York. parce que bu ñu demee banaan fii ñu toll nii ñu ngi ci presque 22 000 cas. à New York City. New York rek 22 000 donc loolu xaw na di mais alhamdulilah suñu mbokku sénégalais yi ils ont bien reçu le message. yi nga xam ne moom la njiitu réew mi waxoon ne leen fexe leen ba consigne ñi leen jox au niveau local ngeen respecté ko. ñu ngi ciy dox bu baax ba yàlla def na consigne ñi ñuy jox ñu ngi ciy dox confinement bi nga xam ne gouverneur de New York jël na ko comme décision depuis dimanche. Sénégalais yi ñu ngi koy respecté bu baax en tout cas fii ci New York mais aussi président d'association yi ma waxal yëpp nee nañ ma ñoom aussi Sénégalais yi fa nekk ñu ngi respecté confinement bi te amuñu daal benn problème fii may wax ak yéen. dëgg la son excellence moom dëgg la Covid 19 bi am na prévalence bu inquiétante fii ci États-Unis ne nag yàlla ngi defal sutura Sénégalais yi fi nekk amaguñ ci jafe-jafe. macha allah yàlla bu ko ci kenn am mu mel ne nag son excellence li nga xam ne moom moo di liggéey bi ngeen di def ci consulat bi bu am solo léegi nan lay demee da ngeen a restreindre wala da ngeen a tëj wala da ngeen di def li ñuy wax télétravail. waaw fi ñu toll nii moom xam nga bu ñu demee ba ne New York. le gouverneur a pris une décision pour que lépp loo xam ne du liggéey bu essentiel ci dundin ñi New York nañ ko arrêté. te toog ci kër yi donc ñun dañuy respecté loolu. mais nag du tere ñuy def télétravail. nekk ci suñu kër yi. mais bu ñu amee des situations d'urgence. cas de force majeure par exemple ñu ñëw taxaw ci.